it mu amal njëriñ bu baax askan bi noonu la ñuy jaaree rek daal di nuyu également ñi ñu bokkal plateau bi des fois ma far leen a fàtte na ndax damay naan garaawul comme ñun ñooy yendu ci biir kër gi. Est-ce que xam ngeen ni tey le 6 février 2019 mooy bés bi ñu jagleel li nga xamante ne mooy journée mondiale sans téléphone. Donc xaw ma nag ci plateau bi gars yi xam nañ ko wala déet mais c'est un Français qui a eu cette initiative et lu mu bëgg rek monsieur Marceau mooy ci 3 jours de l'année qu'on se départisse de ces smartphones et autres pour nag gën a concentrer wu sur l'humain si nit ki ci ki nga xamante ne rek relation yi dina gën a baax entre les gens te xam naa ni fii ñu si bëri des fois day métti sax ñu décompter pour commencer émission ndax ñu ngi si seeni téléphone. Alors ñi ñëw ci kanam tuuti ci li ñuy wax actualité politique et sociale ak Pape Ousmane Cissé et son invité monsieur Mody Niang qui est inspecteur de l'enseignement à la retraite nekk tamit un acteur de la société civile ñu ràññee ko bu baax ci ay contributions am yi nga xamante ne saa su nekk rek nit ku ko dégg wala ku ci liir di nga ci jàng lu bëri lu am solo ci doxalinu réew mi waaye it di tegal nit ñi yoon yi nga xamante ne ku ko bàyyi xel bu baax di nga xam naka la suñu njiiti di doxalee. Daañu ñëwit ci actualité bi nga xamante ne mooy Actubuzz soxna Habi Sow moo koy def soxna Habi Sow nag tànn na ñaari fee yoo xamante ne ci Sénégal ak Dakar Matin la ko jëlee daañu ñëw ci kanam tuuti ci moom. ñëwit ci ki nga xamante ne moo di l'international Mbaye Sène le donc président bàyyi ma bañ a wax li ma xalaat parce que su ma waxee le politico sportif la war a wax wala parce que dafa mel ni casquette boobu yaa ngi koy commencé di ko am si plateau bi mais nag fii actualité sportive la ñuy defal ci li nga xamante ni moo di actu sport ci kanam ñu waxtaan pardon ci discipline yeeg yeneen yi nga xam ne yépp ci ay wàllu programme la ak classement ci semaine bi nga xam ne ñoo ngi ci tamit waaj a jëm ci njeexital dinañ ñëwit ci 14 millions de problèmes revient aujourd'hui sur les cartes d'identité nationale fan lañ toll ci retrait bi fan lañ toll ci ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ci seen carte loolu yëpp daañu ko waxtaanee ak kii di Awa Badji ci rubrigam ci kanam tuuti lay doon daañu ñëwit ci événement du jour mu di ziara annuelle bu waa Sokone oustaz Daouda Mbaye teew fi bokk ci comité d'organisation bi ci kanam moom it dina ñëw gën a yaatal ci li nga xam ni moo di xew-xew boobu ñu mën a xaar ci février bi ñu nekk. Avis du jour plus ak Père Sall Bigué nu mu koy defee saa su nekk rek moom it mu ngi fi teew ci kanam wala bu ñeexitalu émission bi mu ñëw joxaat ñu beneen jàngat boo xamante ne tey Pape Ousmane xanaa dina ci jëlee njëriñ Pape Ousmane. waaw parce que yow da ngaa war a régler Pape réglé woo ci plateau bi Pape chaque jour ñu wax la non réglé woo ay anecdote am Sall ak ay façon am fii ku fi ñëw it nu ko gën a pire ngay def xoolal As dama la koy mayaale As fii la toog ñoo naan ma ci premier jour yi Pape Ousmane sa reetaan yi moo tax du ñu dégg li ñuy wax ma ne ko As merci beaucoup maa ngi jéem mais As fii la toog ñu jox ko caméra bee mu nekk premier jour am Sall di wax As nekk ci ginnaaw xaqataay yoo xam bi ñu génne xam nga Pape reetaanoo yokkal sa reetaan. Président Mbaye journée mondiale sans téléphone si yow laay ñëw ndax yaa ngi sëgg ci téléphone bi. oui mais journée mondiale sans téléphone est-ce que loolu mën na nekk actuellement aram parce que xam nga ak téléphone yi léegi au-delà même cadre waxtaan ak nit ak affaire maintenant téléphone te nga ciy liggéey te xam nga mënoo toog toute une journée sans pour autant liggéey ci téléphone rawatina man mi nga xamante ne bii dama yor site de sport il faudrait vraiment que des fois may xool site bi ci téléphone beeg affaire yi xool évolution yi xool article yi et comme on travaille à la minute journée mondiale sans téléphone moom defe naa man boo bokk ma ci. yow daal mënoo ko. déedéet mënoo ko. awa. dina metti de journée mondiale sans téléphone ñu nga xam ne dañoo ñeme photo wu ay selfie ay vidéo ay lu nekk non day metti bu ñu toogee journée moom defuñu ko moom. day métti torop ak liñ ciy encaissé tamit. jékki-jékki rek am message bu sonné. message bi indi la message bu indi lu neex. lu neex ci ban sens côté financier wala côté affectif. affectif ak financier yi surtout financier booboo ñu ëppal solo. abi moom mënu ko. non man moom mënu ma ko d'ailleurs sax sama yaay saa bu xulóoweeg man téléphone bee tax ay waay tegal sa téléphone bi sa bët yi dina yàqu donc pour dire que ni Mbaye Sène wax na ko livre yi ngay lire léegi sax lépp looy def léegi à partir de sa téléphone si nga koy defee bu ñu lay envoyé document sax si sa téléphone nga koy jëlee donc vraiment séparé wu ci téléphone moom ndayaram dina doy waar. Monsieur Niang, j'espère que vous n'êtes pas aussi accro au smartphone comme sama gars yi toog fii. Ben ça dépend.
dafa am lu tax ma jënd ko loolu bu jotee rek ma utiliser ko. waaw waaye journée sans téléphone moom waxin la rek moom ma koy wax sax defe naa gëmu ko te boo demee këram duñ ko def. fekk fa téléphone yi oustaz. waaw soxna Aram. oustaz yaa ngi ree téléphone baa ngi doon sa kanam. waaw téléphone baa ngi sama kanam bañuñu ko parce que lépp dafay dellu ci cadre nga xam li tax nga yore téléphone bi nga am ci tamit nekk ci juste milieu am équilibre ndax téléphone boo gisee arab yi sax ñoo ko utal tur parce que haatif lañ ko tuddee parce que arab yi amuñu baatu téléphone. haatif mooy liy wax ak yow te doo ko gis. dëgg la mooy ki ngay waxal yow doo ko gis. donc téléphone am na utilité bi ci nekk daal mooy nii. moo jël daal téléphone bi diinalisé ko noonu. non diinalisé dellu ma ko ci côté diine mais xam nga diine ñi ngi utiliser téléphone. dëgg la mais téléphone bi xam nga dellu ci diine mais ci culture arabe laay wax sax waxuma culture arabo islamique ñoom baatu téléphone boo fa demee ñi ngi ko tuddee haatif te haatif mooy comme bu njëkk jinne yi. li nga xam ne noonu lañ daan joxe ay information te duñu leen gis ñoom lañ daan tuddee haatif bi téléphone ñëwee arabe yi xamuñu ni ñuy tuddee téléphone ñoo ne hada haatif haatif mooy liy wax ak yow te doo ko gis. jërëjëf Pessala toog naa man di reer di wuyu téléphone ñu naa ma nii yow sa téléphone doo ko bàyyi ma ne mais il faut ma wuyu ñu ne ma mais kii boo ko wuyu lu tax dëkk bi arrêté wala lépp fay taxawal ba nga reer ba pare nga doogee mais tàmm la. donc tey dina jafe trop si ndaw yi ak ñi nga xam ne sax waxuma sax professionnels yi ndax peut-être ñoom mën nañ leen comprendre mais surtout xale yi ñu départiru ci li nga xamante ne moo di téléphone même bu dee benn fan la. non loolu moom téléphone moom bokk na ci système ba pare da ngay xool imagine toi bu sa batterie wàccee rek wala sa crédit jeex wala nga war a connecté wu amoo connexion instant boobu da ngay mel dafa benn cër bu manqué ci yow. waaw parce que tubaab bi moo ñu fexe ba dugal ñu ci système bi biñ ko amagul xamaguñ ko mais boo ci xisee bu dugg liñ naan loo miin moom loo xis ba miin moom dee lay doon surtout nag ñun géwél man na kii sama banque xëysaanan xaatif ka géwéle arab yi géwéle xëysa xaatif ki ma sama banque transfert d'argent rek ba ñaa ko dama bëgg sax sonori boppam à part su ma dee dara bu ñëwee ma ne ci ñëw na kii mooy banque kii kon yow sa bos mënul fay xëysa xaatif day wax mënta du ma ko gis waaye léeg-léeg muy ne xabaar bu naqari nag léeg-léeg nga jékki-jékki gis rip nga ne kuf. Merci beaucoup. Alors kon xam naa ni je suis pas la seule ku mënul teg téléphone am de côté ndax techniciens yi des fois sax ñu sonn si la waxal gars yi ñu siggi seen téléphone yi dañ ko bàyyi donc il faut essayer de nous comprendre xam ni liggéey bi tamit ndax ñenn ñi ci ñoom seen i information ci foofu lañ koy jëlee directement ndax it fichier papier bi dañ koy faral di bàyyi di utiliser lépp luy numérique et on passe tout de suite à Actubuzz. Habi Sow ñu commencé ak Sénégo TV la réponse ferme d'Aly Ngouille Ndiaye à Maître Wade. waaw Ndeye Aram Touré loolu lañ titré moom lañ indi sax xam nga maître Abdoulaye Wade dafa génnoon ne moom bu doon sagoom élection du am le 24 février ndax dafa njoxt ni hold-up électoral am na ba pare wala boog bu amee ki nga xamante ne moo di président sortant di Macky Sall daf koy gagné ndax def na ci ay njuuj njaaj ba pare loolu nag moo tax ba ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye tey jii nga xam ne da doon distribuer li nga xamante ne moo di matériel yi ñuy jagleel élection yi daal di yëkkati ay kàddu ne mu neex mu nakari ak lu mënti am élection day am le 24 février inchallah te tamit am nañ sax vidéo bi nga xamante ne si day illustrer kàddu yi nga xamante ne moom la ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye yëkkati bu dee waa régie pare nañ rek ñu war ñu ko dina ci ñëw comme nee nga illustrer waxoo ñu teg la kon dañ lay illustrer ñu ñëw si monsieur Niang. Alors, de ce qui a été dit tout à l'heure par Habi Sow concernant la réaction du ministre de l'Intérieur par rapport à la sortie bi nga xamanteni Maître Wade def nako. Waaw, xam nga man Maître Wade jamono yo xamné bi wona metti ndaje mu melni di ma laaj Wade wala Karim dama nan bu ma doon tànn duma tànn wax ci ñooñu. Ngir ni ma ko gisee Abdoulaye Wade nekk na opposition 26 ans 2000 ñu élire ko mu yor réew mi fukki at ak ñaar nu ko neexee ñu wàcce ko mu dem nekk mag dem Paris doomam partem bi mu nekk mu ne leen mooy seen candidat
ñu ne fii léegi fexe ba candidat ba ñu nasaxal ko mu ne fekk kooku nekkul candidat élection du fi am man loolu man mënuma koo dégg xel nangu ko wax ko yomb na waaye jëf ko yombul barki démb rek d'ailleurs bi nga xamee ni bi am na candidat yoo xam ni seen candidat dafa mujj conseil constitutionnel dax ko dañu ne woon kenn du fi def élection man dama bind sama contribution wax ne jooju wax man d'accorduma ci kenn du fi def élection mënu leen ko ngir bu ngeen ko mënoon parrainage du am bu ngeen ko mënoon léeg-léeg code électoral ñu changé ko ni ko neexee ni leen neexee te du ngeen ci mën dara du am bu ngeen ko mënoon Aly Ngouille Ndiaye mii nga xam ne wóoloo leen ko te laaj ngeen ba tey ñu jële ko fi mu lànk wax ne maa bañ mënu leen ci dara mu des ci postam bon mënu leen te élection yi am ci réew mi loolu waxin la rek te Ablaye Wade boo amoon ay bokk dañ ne ko wax dëgg yàlla nag li seen tubaab naan sa page doit être tournée Ablaye Wade danoo war a romb ay mbiram parce que jeexal na fi ba pare. jërëjëf Pape Ousmane. am na ay bokk xëy na peut-être ku xam maître Ablaye Wade xam ko ci sañ-sañ fit ca la mu màtt xëy na du ko bàyyi lu mooy ne dafa dagg donte mbokk yi wax nañu parce que dégg ngeen même élection législative yi dañu wax naan dana ñëw ak du ñëw ñu naan bu ñëwee est-ce que dina peser ci poids électoral ba ñëw teewul nee na cëpp def na meeting ni ñëpp te gis nañ après lu muy jur ci résultat. mais man question bi may fondamentalement bi may gisee maître Wade dama koy xool au-delà du discours ak li ñuy wax sama xel dafa dem ci dara dama ne ki tax muy xeex jekkul woon mu toog foofu moom parce que moom la ñu recalé. Karim Wade la ñu ne mooy candidat moom la ñu fexe di xeex di ko dëgëral. di ko jàppale fu ne ñu yóbbu ko fa liñ koy toppee nangam tout le temps derrière da ngay gis appareil bu parti démocratique sénégalais bu koy xeexal. ci nit koo xamante ni ba fii may waxee yow il est absent même bu dee ñoo ngi dégg turam ak fu ne li may conforté ci sama gëm-gëm ci wax ni la ko fi jëlee moom Karim Wade yóbbu ko ba léegi am na lu ci dugg lu ci nekk ci biir lu xóot loo xam ne xëy na nanguwuñ koo laal la koy firndeel bokk na ci ba fii may waxee yéen kenn mësul gis Karim Meïssa Wade bu def vidéo comme ni ko bàyyam defee def déclaration bi on aurait compris donc condition yi mu génnee ci réew mi waaw xaw ma ba xam nag élection yi dana am du am waxuma loolu mais dama ne ku mel ni Karim Wade bu toog a wax élection yi kay ministre de l'intérieur neen dina am waaw xam nga loolu waxi fee la sàng c'est-à-dire bëgguma dugg ci considération li ma wér mu wóor mooy ne fee am na jàpp nañ la 24 ba fii ma waxee gisaguma lu koy dindi moo xam kay wax ni du am kay di dëggal naan day am mais li ma wax mooy xëy na li ma jàpp ni peut-être dina doon gën a conséquent ci jamono ñu toll mooy ku mel ni Karim Meïssa Wade toog fi bàyyam tooga noonu wax lu mel noonu xëy na jàpp naa ne ci militants yi ci seen gis-gis ak li ñu jàpp ne dañu leen néewal doole dañoo xeex seen i àq ñu décliner yeneen action yoo xam ne lépp dina jëm ci lii doole démocratie te ñu am ci sañ-sañ nag mais bu fekkee dañoo génn foofu bàyyi te boo gisee ci vidéo bi ñu doon waxee vraiment di nga ko gën a yërëm comme ni nga ko waxee di nga xalaatal feneen maître Abdoulaye Wade wudul mu taxaw engagé waat bataille boo xam te ne kenn xamul ndax kattan weeg xam-xam beeg taxawaay beeg dina ko mën pour ñëw jiite PDS mi nga xam te ne jafe na la ñu am leadership mën a diriger loolu au-delà de maître Abdoulaye Wade alors ñu teewlu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ci kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko gannaaw bi maître Wade defee publication boobu J'ai entendu le président Wade que nous respectons tous pour tout ce qu'il a fait dans ce pays, mais je pense que c'est des positions simplement d'homme politique qu'il exprime, mais le scrutin, Inch'Allah, aura lieu. On va l'accueillir à bras ouverts. Ce pays également, Wade a fait beaucoup de choses pour ce pays. C'est un ancien président, il mérite tous les égards. Ouais, mais dès que nous avons dit, mais il y a une élection, il m'a dit le 24 février. à la régie président Mbaye déglu nga li nga xamante ne moom la jëwriñ gi yor wàllu kaaraange gi àddu jëmee ko ci maître Wade damay am beneen laaj boo xam ne damay bëgg mu ñëw Wade est-ce que waajal na li nga xamante ne moo di succession am pour que tey mu am koo xamante ne mën na ko représenter ba mu mën a am poids boo xam ne tey libéraux yi dinañ am gëdd ci biir dëkk bi xam nga Aly Ngouille Ndiaye am na leen wax lu am solo léegi nee na que incha allah rabi élection dina am le 24. élection dina am le 24 incha allah suñ ko fekkee parce que loolu lu am la lu tege la. quant à sa question li nga wax léegi Wade waajal na boppam mooy waajal na kuy jiite
Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence son fils. Il a toujours dit c'est mon fils ou rien. Et looloo waral sax ñu ci bari génn dem seen yoon. mais soo nee sama doom procuration day am xëy na yow yaay nekkaat ci ginnaaw ba tey di doxal. waaw moom moo nekkaat ci gannaaw ba tey doxal parce que xam nga Abdoulaye Wade lu mu am moom la politiciens yu bëri amul am na ñoo xamante ne bii dañ koo gëm mu jaral leen lu ne. am na ñoo xamante ne bii nii même surtout Wade su fi ñëwoon sax ne day wax sax dañuy ànd ak moom ndax Abdoulaye Wade loolu nañ ko nangul moom am na loolu te nag am na leen loo xamante ne def na ko fi waaye nag ñun fi ñu ko doon xaar du fii. fi ñu doon xaar président Abdoulaye Wade du fii xam nga fan la ñu doon xaar président Abdoulaye Wade ak son âge ak sañsam mu jël de la hauteur comme nee na mu ngi ci opposition bi moo xam ku mu munti àndal mu jéem a ñëw kat ne man kat maa ngi soutenir kii. waaye ñëw ni élection du am non loolu moom wax dëgg fayal ak lu mu fi jot a def yëpp la mu defoon sax daf koy yàq ci benn kàddu yi te ku ko seetaan da nga koy yërëm ku ko seetaan parce que cofeel bi nga am ci moom da ngay bëgg leneen lu dul lii nar a wàcc fii ne da ngay jéem a xeex te nag Wade du xale. mag la. te sax man dama jàpp ni sax ni gis nga fii Karim sax am na ci part de responsabilité xam nga ban part la ci am parce que nag wax dëgg fa yàlla man de su nekkoon sama papa 10 ans ca gannaaw sa dootul defati lii su nekkoon sama papa 10 ans derrière sa dootul defati lii parce que nag ci âge bi Wade dafa war a toog def comme genre Nelson Mandela kuy consulter dara en Afrique woo ko ne ko lan nga xalaat ci lii ak lii ak lii je pense que ne loolu moo war a nekk position am mais quant à élection bañ a am ak bañ a am non Wade mënul tere loolu et day dem ba demat sax lu mu defoon lu baax sax dafay dem am na yenn comportement yoo xamante ne bii dafay yàqu lu ñu doon xaar ci mu wax dëgg fa yàlla mooy mu ñëw kat gis na la mouvement la grande coalition dirigée par Idrissa Seck lu nit ñi doon demee Wade waaw mais non c'est la grande coalition parce que libéraux yi bëri nekk foofu waaw mais non am na grande coalition je veux dire que ni xam nga libéraux yi nekk ak moom am na si ñoo xamante ne bii nii dem nañ seeti Wade àndoon ak moom ci li nga xamante mooy élection législative dem ci coalition boobu am na ñenn ñoo xamante ne bi si àndoon nañ ak moom dem ci coalition bële naka tudd bu Macky Sall mais je veux dire que ni on attendait Wade pour que bu joxe benn point de vue am nakat na maa ngi faral fi mais quant à élection du fi am ba pare kaddu yi nga xamante ne bi génn na ko loolu sax ça exhorte les gens à aller faire quelque chose mooy maanaam réew mi jàmm ngi fi genre mel genre résurrection genre affaire yooyu non on n'attendait pas ça du président Abdoulaye Wade que nous aimons beaucoup nag xam nga li may wax tuuti Abdoulaye Wade day sunu papa di sunu maam di sunu lépp liñ naan dafa yaatu ba mënuñu koo buruxlu dafa njool ba mënuñu koo tëb dafa gàtt ba mënuñu koo bët donc doo mën a wax ci moom doo ko mën a yedd doo ko mën a sax mën a yedd parce que ñun yarewuñ ñu wax kilifa naka su dul noonu mais li ñëpp wax rek fi ñu ko doon xaar du fii parce que bu demee ba naan Burundi ay junni nit dee fa di jël naan ñooñu loolu mën na am ci réew mi te ba pare aussi yemul foofu mu ne am na yeneen plan yi muy préparé entre le 23 février ak le 24 février jour vote bi donc kon moom mi ngi am lu muy woote te li Mbaye Sène wax dëgg la am na ñoo xam ne Abdoulaye Wade la ñu gëm ay waddiste lañ bu leen nee tëddal ñu tëdd lekk leen ñu tëddal bu leen lekk du ñu lekk nelaw leen ñu nelaw donc ñooñu tey bu fekkee te am nga foo leen pousse ci violence wala foo leen pousse élection du am ci naka loo xam ni gars yi ñi ngi dem campagne 5 candidats yi jàll nañu ñi ngi dem ci àll bi di campagne et puis yow nga nekk suñu papa nekk suñu maam yore nga fi 12 ans réew mi dem nga retraite ñëpp am ci yow cofeel mais da ngay toog France ba mu neex la rek mel ni daal ñun dafay ñëw yëngal suñu réew après dawaat toogaat quoi bon vraiment loolu lañ doon xaar ci moom bi ci des aussi PDS ñu baal ma quoi dañu ñàkk fayda ay jeunes nga fa ay ñoom Mayoro Faye ña nga fa bu dee fit yu nii woo ak ndolo li ñu doon ci Wade ñoom ñoo war a jàkkaarloo Macky Sall ñoom ñoo bokk ak Macky Sall génération Abdoulaye Wade mënut a xeexam ca Senghor xeexam ca Abdou Diouf xeexam ci Macky Sall ba tey Macky Sall mi mu yar di doomam gañe ko mun naa ne Abdoulaye Wade moo gañe parce que Abdoulaye Wade moo yar Macky Sall donc moom loolu fierteem la li mu doon wax naan PDS 40 ans loolu pour mu dëgër man je crois waa PDS même bu fekk Omar Sarr boobu lañ defoon nu mu tuddati secrétaire général Omar Sarr donte dayo yu amul dayo bi tey ma dikkee ñaa bu génnee kii di Idrissa Seck génn Souleymane Ndéné génn Diagne Fada génn ñi génn ñëpp lan moo tax ñu génn sama doom wala du doon keneen loolu vraiment dafay yàq doom dafa neex ci xol te bu fekkee foofu rek la ko teg loolu vraiment sunu papa la sunu maam la mag kenn du ko yedd ci penc mais fi mu teg tànkam baaxul élection yi day am te jàmm ak salaam de 25 nit ñi dañuy xëy liggéey loolu moom na ko xam quoi te ak sénégalais am nañ fu la joo xam ne kenn du leen xeexloo kenn du leen tojloo ki Sénégal romb na foofu na xam ni moom sunu maam la sunu papa la dafa war a toog sax nit ñi ñëw di ko jox àllarba parce que moo nu jàngal lu bari mais élection day am incha allah
waaw Ndeye man damay wax ne rek Sénégal dañoo dépassé consigne de vote ne am sax ñi nga xamante ne ñoo di kilifa diine yi ñooy wax ne kii laa àndal te seeni taalibe du leen ci fekk asama ki nga xamante ne chef de parti la foofu moom niveau boobu pour man dama jàpp ne dañ fa weesu te itamit pour man président Abdoulaye Wade waroon doxalin beneen bu dul sama doom la wala doon kenn ndax tamit ñeneen ñi nga xam ne dañoo bokk ci parti bi ay doomi jàmbur lañ te itamit bu doon moom parti bi rek ñoom ñëpp ay doomam lañ xamoon naa man jàpp naa ni Maître Abdoulaye Wade xamoon na ni xel ni Karim Meïssa Wade du doon candidat ndax loo xam-xam nit moom ci boppam nekk na juriste xam na politique nekk na président dirigé na 12 ans réew mi kon luñ ci xam moom moo ñu ko gën a xam xamoon na ni bu baax ni kii di Karim Wade xëy na du doon candidat kon nag waroon na préparer waajal bu baax li nga xamante ne moo di succession kii Pa Ousmane wax na ko léegi ne xëy na amaana waajal na ko mais waajal bi moo baaxul ndax ka nga bëgg mu doon ko xëy na yoon nee na la mënu koo doon kon ci seen biir amoon na kenn ku nga xamante ne waroon na nga xamante ne moo waroon nekk candidat bu PDS tey itam gàcce la ci parti démocratique sénégalais ñu dem élection présidentielle sans que ñu am candidat wala ñuy toog di xaar consigne de vote wala di xaar kenn ku nga xamante ne nekku fi wala koo xamante ne bokkul mu leen di wax far leen fii wala far leen fii loolu sax moo dem ba yàq parti bi suñ ko mënee waxee noonu. jërëjëf Haby Sow, on passe à l'actualité politique et sociale. Scrutin du 24 février, un choix décisif pour le Sénégal. waaw kilifa gi sànq bi la Aram doon xamleeg ñi lay soog a xëy na gis te xamuñu yaay kan dafa am lu mu wax ni may gët ñi may gët ñi yëngu ci wàllu politique moo xam ñi fi jot a yor nguur gi ci jamonoy Senghor ba ci candidat sortant bi di président Macky Sall ak li nga ci mës a jukki jàpp ni mooy say conviction personnelle li ma la bëgg njëkk laaj mooy ba fii may waxee yow ndax mës ngaa gis ci yenn si ay contribution yoo bëgg a delluwaat ni xëy na am na loo ci juum ci na ñuy yoree na nga ko gisee tax nga bind ko génne ko wala nga wax ci. loolu moom. yomb naa tontu xam nga man doomu adama dong la te doomu adama yàlla da ko bind ci matadi ci kaw loolu man dama bind loo xam ni danaa ko jàng ne ah lii de bu ma ko doon wax du ma ko waxee woon nii. dolli ci ne man bu may bind jàpp ma ne du ma xalaat sax ne d'abord damay leeral yi tax ma binduma pour ma neexal ma Samba wala may ma naqaral ma Demba dama boole sama bopp ci Sénégal di ci xeet bi di ci citoyen bokk ci ñi nga xam ne kii fii mu toll tey noo ko fi teg muy Macky Sall ma woteeloon ko ci kaw lu mu waxoon ñu wote ko teg ko fab ay jumtukaay jox ko am naa sañ-sañ en tant que Mody citoyen doomi réew mi am sama ba teg ci doxalin wii di méngale doxalin wii ak la mu waxoon ba jox ko sunu kàddu kon responsable nga ci li xew ci li waroon ba nga ko jox kàddu bokk ci ñi ko fal am la mu waxoon jukki ko nga ànd ci ma àggale ba ginnaaw gi nga amee taxawaay bi donc ma àggale am naa sañ-sañ teg sama bët ci doxalinam méngale ko la mu digle woon ak li muy def bu fekkente ni méngoo lañu ma ni alhamdulilah rabbil alamin ma ñaax ko bu fekkente ni nag mel na ni mel comme ni ma ko seetloo léegi ma yëkkati sama kàddu wane ne man jubóowuma ci lii te loolu sax borom ñi nga xam ne jàng nañ lislaam dañ cee d'accord bu leen kilifa jiite te na muy jiite méngoowul ak njëriñu réew ma wala ma ngay def yoo xam ni yi daal tubaarkàlla doyul nit ña am nga sañ-sañu xeex ko boo ko mënta xeex it am nga sañ-sañu wax ko ci salam yi bu mënul nga wax ko naqarlu ko man ca foofa la ne ndax mën nañoo ñëw ci ñett wala ñeent yoo xamante ne jàppoon nga ni bokk na li nga ma ne ndax réccu naa la nga posé question xam nga citoyen man dama wote lu ñëpp lu war a ñëpp la woteeloon naa ko waaye taxul sama xel dal li ñu naan moo fi sasoon pour Abdoulaye Wade di dem looloo taxoon ma woteel ko waaye taxuloon mu doy ma te te fi ma ko tegoon lu baree bari la waaye nag moo fi sasoon pour kii jóge fii mën nañoo ñëw ci li taxoon nga ni woteel nga ko waaye sa xel doyutoon
maanaam moom doyu la woon mais votel nga ko. doy moon xam nga ci sama gis-gis Abdoulaye Wade bu la nampalee juróom-ñetti weer feral la il faut que nga am ci ay jikkoom yoo yor te lu wér la am na ci jikko Abdoulaye Wade yu bare yor yan wax lu dul def waxaat gi ñu wax Abdoulaye Wade moo ko nax fopp diggoon ne bu ma ñëwee alali réew mi danaa ko saytu seet ñee nañ ko yore woon bu fekkee ne ni nañ ko yore jaarul ci yoon daa leen teg ci yoon te lañ jëloon danañ ko teel delloo ba mu ko waxee defu ci dara kii loolu la xool lu wér ci noona la ko waxee mu ne danaa fi teg kuréel yoo xam ne yi day saytu ñi nga xam ne dañ leen topp takkal ndombal tànk jox leen xaalis danañ ko saytu ku ci def naka sudul noonu dañ ko digaali gaw te man kat duma làq kenn waxaat kat duma làq kenn laa wax te kuréel yi nga xam ne ñooy saytu ñi nga xam ne dañ leen a jox ndombal tànk ni ñu yore alal ji danaa leen dooleel loolu da leen waxoon waaye ba mu ñëwee wax dëgg yàlla seet nañ ne loolee mu waxoon dafa waroog dëgg. jox na ci ay exemple pour ñu mën a avancer ci li nga wax. ak a bari. ñaar ba ñett rek. dama wax. mooy seen kilifa mooy xëy jox leen ordre de mission kayit wala secrétaire général président jox leen kayit ne leen dem leen seeti diw amuñu sañ-sañ jóg ne maa ngi seeti diw. dañ leen di jox kayit ordre de mission ne dem leen seeti diw ñu dem seeti ko def seen liggéey ci juróomi weer juróom-benn weer juróom-ñaari weer bu ñu baree tënk lépp ci rapport jébbal ko inspection générale d'État foofu la liggéeyam jeexee rapport yooyu ci yoon buñ ci duutee du nit baaraam président de la République daf ko war a jox jébbal ko yoon def liggéeyam waaye li am mooy ay nangami rapport ñaar fukk fanweeri rapport wala lu ko ña nga fa moom ci boppam moo ni concam la ci teg bu teguloon concam ci rapport yooyu ñu baree bari danañ dem kaso mooy ba ñuy soog a jàpp Karim Wade mu wax loolu maa ci teg sama loxo te loolu mooy dëgg ba nit ña waxee mu ni noo déet waxuma loolu man benn rek laa ko def muy benn bi nga xam ne mooy Sindiély ndax mënumaa yóbbu rek doom kaso yóbbu mag kaso xam ngeen ne loolu nit mënu ko dégg kooku Emmanuel Macron ñi mu ko wax Angela Merkel ñi mu xalaatuñ ko sax ñaar waaw ñoom ñaar buñ day sàcc bu ma ne sàcc liñ leen di jiij buñ ko defee nag te loola ñi xamul mën na leen ko wax waaye rapport ba la tax mu ne du ko joxe du Sindiély am na lu ko gën a garaaw fuuf lan la ba ñuy tàmbali FESMAN waaw festival mondial des arts nègres budget bi nga xam ne moom lañ ne woon moom la ñuy tàmbalee juróomi milliard la ba ñu demee ba mu jeex budget ba àgg na juróom-ñett fukk wala juróom-ñeent fukki milliards bi ko inspection générale d'État saytoo ñu gis ci ay njaaxum yu bare ba ca gën a bi ma la ciy jox benn rek mënuma joxe yépp mooy état ministère de l'économie et des finances nee nañu budget ba doyul ñu leb ci banque privée fukki milliards ak juróom soit disant dañ koy faye ñi nga xam ne dañuy am lu ñuy kii ci biir festival bi fecckat yeeg tamakat yeeg nangam ni ñu leen di fayee ñu leb fukki milliards ak juróom ba tey loolu dara nekku ci waaye xaalisu ngóor boo ko jëlee am na place da nga ko yóbbu trésor wala nga jox ko comptable public loolu lépp defuñu ko dañ ne ko ñukk jox ko une personne privée mooy nit koo xam ne kii entrepreneur yoonam nekkul ci état yoonam nekkul ci kii muy mën naa tudd turam sax muy déedéet Loum Diagne la fukki milliards ak juróom ba inspection générale d'État ñëwee di inspecter pour mu wax fu mu dugal xaalis ba problème la woon inspection générale bind ne kii nañu ubbi information si di lu ko lëkkaleeg Macky
lu ko kooku Loum Diagne moom lu ko lëkkaleeg Macky. lu ko lëkkaleeg ba nga jàpp ni moo tax bëgguloon sori ci dossier boobu. lu ko lëkkaleeg Macky. du dul moom rek boobu rek laa la jox ndax xam nga lu ko lëkkaleeg Macky mooy ay engagement dafa ne bu ñëwee dana saytu alal réew mi ni ñu ko yore woon ku ca def naka sudul noona yoon dana daal di soxla. waaw mais suñu jëlee dossier yi nga xam ni yëpp am na si yoo xam ni saytoogu ko gisuñu lan moo war a nekk différence par rapport dossier bi wala dossier bële. on s'attendait à ce que derrière ñu xam xanaa moom loxoom da ci laale wala dafa fekkoon mu nekk ministre wala lan moo tax. loxoom dafa laale ci lan. ci dossier Fesman bi ba tax président nanguwul lool comme nee nga du si njëlee tax nanguwul saytu dossier. waaye da ngeen a fàtte ne nekk na directeur général Petrosen. ministre de l'énergie ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée nationale. ci biir loolu amuñu jotu ndax lu bari wax mais am na ci yu bëree bëree. non dañu bëgg a xam ban responsabilité le candidat sortant Macky Sall am. ci scandale yooyu nga tudd. sànq candidat sortant c'est le président de la République. à partir du 25 mars 2012. oui te mu waxoon leenu na ngeen ma fal ñii yàq nañu réew mi sunal yëpp saaxee nañ ko loolu it na ngeen ci def seen xel sunal yëpp saaxee nañ ko bis man bu ma jëlee nguur gi danaa saytu alali réew mi te bu keroogee bu fekkente bi am na ko xam ne jàpp nañ la. alal réew mi nga dugal ko foo ko warul dugal yoon dana la sa kaw da nga delloo alal ji te danañ la yóbbu kaso. président Mbaye. d'accord monsieur Niang soo doon def bilan wu 7 ans Macky Sall yi lan nga ciy gis. xam nga bilan danaa koy wax ak sama gars yi léeg-léeg ñuy dal ci sama kaw nangam xam nga bilan moom ci boppam nee na moo ko wax bilan du rek infrastructure maanaam defari yoon. tabax hôpital tabax école nangam loolu bilan la waaye loolu rek du bilan waaye bilan bi gën a mag ci Sénégal fii mu toll mooy defaraat jikko yi parce que Sénégal jikko yi dañoo yàqu ñaari aspect la bilan moo ko waxal boobu bilan matériel bi nga xam ne mooy tabax nangam ak defar jikko yi boo ñëwee ci tabax gi tabax na infrastructure defar na ko fi ma jubóoloon nit ñi boo xam ne ñu ni bilan bi xanaa ku gumbawul gis nga man kay gis naa am na ko ne sax barki dem am nihiliste la maanaam koo xam ni nanguwumaa gis dara ci lim def kay damay gis waaye nag damay seet nam ko defee mën naa leen a jox ay firde moom moo jàkkaarloog Momar Dieng ak Pape Alé Ndaw booba candidat la neeb lay wax ne mi ngi yàq xaalis yi lu war a jar 15 mi ngi koy jënd ñaar fukk jox leen jam ñaajo Ndakaaru fanweeri kilomètre ñett mu ne Ablaye Wade def na ci daanaka ñetti téeméeri milliards fanweeri kilomètre ñett def na ci daanaka juróom-ñetti téeméeri milliards juróom-ñetti téeméeri milliards 300 milliards te man moo ko wax en tant que président dem naa Bamako Dakar Bamako Ségou autoroute boo xam ne 2 fois 2 voies nekk presque 300 kilomètres 275 milliards lañ ko defaree 300 kilomètres la wax 2 fois 2 voies ñu defaree ko 275 milliards mu nekk président de la République defar Ila Touba 416 kilomètres it foo xam ni suuf rek la ak léeg-léeg ay garab yu ndaw yooyu dindi te fee dafa bari xeer 112 kilomètres 416 milliards te ma nga doon joxe exemple 300 kilomètres 275 milliards rek moom mu tabax 112 kilomètres def ci 416 milliards. mais bu fàtte aussi tamit que ni li nga wax naan yoon suuf rek la ak ay garab mais am na ay dëkkaat yu mu romb yoo xam te ne indemnisation. loola ka ma doon waxoon na ma loolu fee ñoom moom fu kenn dëkku fa. fan ci ba ma ko Ségou diggante bi. mënuma koo nat. loolu kay xel mënu ko moom 300 kilomètres diggante Bamako ak Ségou man de jaar naa fa man xam naa ne dëkkam na fa loolu moom du lay wi du lay loolu li ma la bëgg a wax ni building administratif bii ñu doon inauguré barki démb 40 milliards Abdou Latif Coulibaly di secrétaire général du gouvernement jox ko
waajoo ñu naan jaay te ñëpp xam ko ci jaayi karo ba coow li jógee mu ne ah lu bon am na xelum dem signé partenariat ak italien waaw loolu kay teñ ko jox italien benn ñu ne nu 17 milliards tey ñëpp d'accord ne ñii ne 39 ñii ne 40 milliards même président de la République nee na déjà BOAD mi leen lebal rek lebal na leen 25 milliards sans mu wax li ci état def te 17 milliards lañ waxoon te man borom xam-xam yi ma laaj yëpp man bala maa wax dara dama ci am lu ma leer danaa laaj architecte danaa laaj ingénieur du génie civil danaa laaj daa dem ci cabinet 40 milliards mënees na cee defar building bu gën a rafet bii bopp waaw bu ay surfacturation ñoo ci am wala lan ay surfacturation amul benn werante fii dama koy fa mu leer de forte surfacturation et puis du foofu rek ci ñaata nga yaakaar ne lu mel nii ñu réfectionné ci loolu la war a toll ci ay milliards selon say gëstu yi ak mais gëstu yi am na ñu ma gën a xam gëstu ci ne ba lu bon mën na 39 40 milliards ay borom yi xam-xam de dama ne loolu la ñu wax loolu la ñu avancé mais ci yow ci la ñu réfectionné ci lan dëggantaan bu ñu doon wax sans surfacturation xel mën naa njort ni war na ko mën a nag man aw ma xam-xam booba bu taxaw fii ne la ah li ñu def kat kon nooy apprécier nag lu may apprécier waaw bu dee yow xamoo dëggantaan ci réflexion ci nan la waroon toll que ñu avancé benn somme munoo xam ba xam est-ce que somme bi dafa ëpp wala dafa wàññeeku selon benn barème boo xam déggoo ma ah d'accord déggoo ma ba ñu ko bay ay borom ay kàddu day jóg di boroomi xam-xam ñoo xam ne seenum njàng ci loolu la jëm ay architecte ay génie civil ay nangam des spécialistes des BTP ñoom ñoo wax ne lii 17 milliards yi ñoo passé nañ ko bu yàgg ñi ngi ci 39 milliards loolu mooy liñ décaissé. décaissé nañ 39 milliards ñu ne ñoom ci seenu xam-xam 39 milliards yooyu ñu décaissé au lieu que ñu restauré ci building rek mën na cee defar building bu bees. boroomi xam-xam yu wér te loolu bis bu ne nga dégg ko boo demal lañ ca def nan la war a man loola du sama wax waaye nag damay sukkandiku ci boroomi xam-xam. ñoo xam ne ñu bare la ñu ci d'accord. yu maandu. amul maandu nga wóor waaye borom coloration. maanaam yu amul genn ak parparloo souvent parparloo mais am nay ONG Africacom par exemple ñoo xam ne ñii jàpp nañ ne mënees naa jàpp ne faruñu fenn bien que ku ñàkk far jàpp na borom yi xam-xam nañu li ñuy def dafa am ci luñ koy sukkandikoo gis nga ñuy wax 39 40 milliards yëpp dafa am fu ñu ko sukkandiku ci xam-xam yu leer a leer loolu moom lu leer ñëpp la building administratif lii ñu wax ne moom lañ ci def. defuñu ko ci Ila Touba 416 milliards loolu bu la yàlla joxee li tubaab naan bon sens xel sax da koo nanguwul. waaw moo tax ma ne def na bilan d'accord naa ci waaye bilan bi mënees na cee wax. mais au-delà surfacturation. je conclue rapidement. j'ai dit en direction de mes amis le bilan est là mais moi je l'apprécie la tête froide en fonction de la pertinence, en fonction des coûts, en fonction de la qualité. Bon, est-ce que fii nga ko war a def est-ce que war nga ko faa def est-ce que yàkkamti nga def ko par exemple centre Abdou Diouf bii ñu 50 milliards ba mu koy def mais King Fahd a ngi fii mënoon nañ ko faa organiser mais ci 9 mois mu ne nañ ko tabaxal mën naa la wax ne jox na ko cabinet ñu defal ko offre 12 milliards lañ ko defal. mu ne leen fa ñukk jëli turc tey boroom xam-xam yépp ci finance publique nee nañu affaire ëpp na 50 milliards. waaw boobu bilan am na mais diw ma ko waaye nag am na nu ma ko xalaatee te bilan it nee na bilan dafa bilan moral boo ko doon apprécier bu ma koy may 5 fii 0 laa ko may ci bilan teg si tour si bilan boobu parce que président Mbaye tamit dafa am lu am solo lu mu wax nee na boo ko apprécier da nga ñu jox ay exemple mais bilan global bi boo ko xoolee ci 7 ans yi ban tour nga siy teg ne nu mu mel. mais bilan global c'est-à-dire que mënoo ne bilan global bilan dafa bari lu ko constitué dafa bari. ni ma lay déggee nii dafa mel ni soo ko doon jox moyenne lan ban moyenne nga ko jox dina am moyenne wala du am moyenne ak li mu jot a def nii ci 7 ans yi bien que newoon na 5 ans xam nga man ñëwuma fii pour jox moyenne mag yi jox ko man wala ñaa ko jox moyenne damay ñëw ci sama gis-gis man ak ci gisi borom xam-xam yi ma xam tey waxtaan ak ñoom lii mu def jaar na yoon wala jaarul yoon lii mu ne def naa fi fukki dërëm mat na fukki dërëm wala mutu ko
d'accord dégg nga li ma waaye ne danaa ko jox nangam wala danaa ko jox nangam wala de façon globale damay noter bilan bi loolu moom du ma ci sori. jàngalekat laa du ma noté noonu. d'accord waaw au-delà xaalis boobu nga xam ni sànq ba tey ba ñu waxee waxu bilan ba tey boo waxee da nga naan comme par exemple surfacturation bi bu ñu jugee foofu si sa yenn ay contribution dañoo gis ni benn jour nee nga ce président politicien ak camp bi mu àndal bilan bu mu def naa rien d'exceptionnel amul dara lu ci exceptionnel dafa mel ni benn manière bu nga xamante ne da nga jàpp ni njiitu réew mi ba mu fi toogee ba tey lu mu def waruta tax askan wi wóoluwaat ko ndax gis nañ nga ni même bu fekkoon ne daf ñoo présenter un bilan d'or warut a tax ñu wóoluwaat ko ba tegaat ko ci bopp réew mi loolu fan nga ko teg réellement bu weesoo xaalis bi nga xam ni sànq ba tey moom nga jur. Il faut comprendre ce que j'ai dit. Même avec un bilan d'or en bandoulière, ce président politicien ne devrait pas être réélu. Pourquoi président politicien justement? C'est un politicien pur et dur. loolu yéen ñi xam ngeen ko. xam nga bilan bi même bu fekkoon ne bilan bi war a mel sur le plan matériel bilan moral bi day doy waar parce que kilifa président de la République kilifa la dañu ko fekk ci fukki million ak juróom ñu tànn ko ci dénk ko sunu yum réew ci kaw nu mu waxante woon noonu kilifa la goo xam ne gii man dama koy wax tout le temps bu moo ko waxee nit ñi ne loolu dugg reewande dugg yaru dikk wax dëgg yàlla dëgg la bëgg sàmmul kàddu xam nga président boo xam ne sàmmul kàddu moom déjà rek lu bari xaw na ci ak fi sàmmul kàddu juste yemalewul maanaam Sénégal dafa ne man je suis le père de la nation en tant que président de la République maay seen bàyyi comme ni ko Abdou Diouf doon waxee yemalewul nit ñi Sénégal dafa mel dafa doon ñaari xaaj bi ànd ak moom ak xaaj ba ca des bu yemale woon ñëpp du dugal kaso Khalifa Sall bàyyi Cheikh Oumar Anne di kudd fii ci biti muy def lu ko neex teel wàllu gën a ay. mais parce que comme daa dem kaso. bu wér bu. kon soupçon la bu ñu tegee dossier dañoo war a enquête wóyal ba xam ne déglu waaw da ngeen may déglu xam nga moom dañ ne yéen a ma invité. man li ma xalaat lay wax. waaw wax ko sax noonu da koo yóbbu dafa yebal inspection générale d'État ñu seet ko. rapport ba pare rek mu daal ko jox premier ministre jox procureur daal di def conférence de presse wax li mu def lépp weer ko ñu jox juge premier appel ñu condamné 5 ans deuxième appel 5 ans 5 milliards d'amende cassation ñu condamné ko ci loo xam ne ay 6 mois la. Khalifa Sall. waaw booba OFNAC teg na ci loxoy procureur fukki dossier. booba yaa ngi woon OFNAC. ba ma nekk OFNAC ba ma fay jógee fekk na juróom-ñeenti dossier déposé nañ ko yu ma xam bokkul ak dossier CENTIF ya fa ne du jeex lu xaaj. dem ci ay leader yoo xamante ne seen dossier bi woon foofu ba nga fay jógee. yooyu yëpp mu ne ko fa ñu ko jël bu Khalifa Sall bu ñuy jiñ 1 milliard 800 millions ji nga Cheikh Oumar Anne mii la mu def jéggi na dayoo. parce que OFNAC mën ngaa bind tey ne fee ma nekk day am na lañ fay def jaarul yoon ña nga fay def nangam ña nga fay def nangam ña nga fay def nangam ña nga fay def nangam. OFNAC am nañu kuréel yoo xam ne ñooy seet lu mel noonu bu ñu ko seetloo gëstu ko ne lii yenoon na maanaam mu def ordre de mission ne dem leen seeti ordre de mission colonel de gendarmerie magistrat expert de comptable nangam ñu dem seet ba ñu demee seet ci liñ leen waxoon ne am na fa dañoo gis lu jéggi dayoo loola. lu mel nan. dama lay wax benn rek. ba ñuy recevoir Macky Sall mu ne dañuy daloo pavillon day inauguré foofu ay pavillon dépensé nañ fa lu mat téeméeri millions yoo xam ni ba mission ba demee mënuñu laa wan wenn këyit wu justifié loolu. téeméeri millions dégg ëpp na ko sax am na par exemple nee nañu am nañu téeméeri xale lu góor yoo xam dañu leen sol li costume
pour ñuy tertu président bi ak jigéen ñoo xam ni ñoom it dañ leen solal seen i kii pour ñu sol. waaw ay hôtesse daal. ay hôtesse ba gars yi ñëwee waaw téeméeri costume yeeg daal yeeg kii nangami million la jupe yeeg nangami million la ana kayit yi amul traçabilité. rien. d'accord ay subvention yu muy accordé lay nit 10 millions 20 millions 30 millions nangami millions. bu ñu génnee kut feneen fan lañ mën a laaj. ay dossiers yoo jàpp ne waaw dama leex de. loola ba ñu ko waxee président dafa ne yem leen ci loola bu nu paree ma defal leen ordre de mission ngeen dellu ñu yem ca loola bu ñu ñëwee dañu leen di interroger sur procès verbal am na boo xam ne sax dafa ragal la wuyu lànk dañoo wuti huissier mu soog a nangu. moom aan waaw ba lépp pare ñu defar dossier bu ñu defaree dossier. dafa am assemblée générale de l'OFNAC 12 membres nommés par le président présidé par la présidente ku ne ñu jox la exemple nga xool Ngom Keïta waaw ku ne nga xool ba ñoom ñëpp d'accord ne lii de c'est suffisamment grave war nañ ko yóbbu loi bi may na OFNAC du jaar ca président dañuy fab dossier bi yóbbu ko ci procureur dossier boobu ñu yóbbu ko ci procureur mu defaat ordre de mission pour ñu dem dafa lank ne du leen recevoir. très bien ma wax la ci benn kii jënd na fi kilo ñebbe ci juróom-ñeenti téeméer. juróom-ñeenti étudiants yi war a dundee. waaw ba dégg jàppal li ma la wax. waaw fukki. benn kilo ñebbe. ci juróom-ñeenti téeméer 4500 kilo ñebbe. la mu jënd ci poobar. seen ñebbe neex. ndakaaru gépp mën nañ ko jëriñoo. seen ñebbe neex. ñebbe ba seer. waaw li ma leen di wax laa jënd ci poobar. ndakaaru gépp mën nañ koo jëriñoo. la mu def dafa jéggi dayo te ma nga ca. ci nga buy dem njum nga mu nekk maire. day ànd ak oto yi kudd lay jël. ànd ak ki collaborateur bi defal leen ordre de mission ñu dem njum lu mu jotee kut dëgg la dara dama ni mën naa la joxaat yeneen dama lay wax rek exemple laa lay jox wala aram nag parce que li mu wax ni dafa leer. waaw mais attends les autres aussi si lañ bokk il faut pas que ngeen jël ko rek à vous aussi du entretien ci biir TMTC waaw dama leen bëgg wax rek foofu laa yem mën naa leen gis nga lii ma leen wax mën naa leen ci jox fukki exemple yoo xam ne ma nga ci bureau procureur. te yi ngay wax wér na. luy wér na. yow itam dossier bu. Papa Sonko ngoog de. c'est ça la. wér na mooy la. non bu ko wuyu sax yow nga ne OFNAC nga nekk di wax fa nga nekkoon di wax waaw fa nga nekkoon mu naa la ndax wér na. c'est ça loolu li wér na ci. xam nga tey. mun naa ni man liñ naan sikkim ganeet na dënn. bu muy tekkee. maanaam bu la waxee benn wax bu rusee da nga naan ñii. mooy sikkim bi gane na dënn bi. man sama sikkim tey dafa gane sama dënn. wala loxo dem ànd ak gémmiñ te àndul ak loxo bu dem ci gémmiñ te àndul ak tib parce que bu dee yëpp mi ngi ci réew mi tey moom xam-xam bi mu am toog fii wax lii. lu ko leer la. donc kon suñu réew kon ñu y a problème. waaw parce que nag làmmiñ bi mënut a wax dëgg rek wax leneen. dëgg la. te nii ma ko gisee ni muy wax ak sang-froid bi mu àndal ak pédagogie bi mu àndal. tubaarkàlla ni ko yàlla bi muy mag du xale di wax ji ak référence yi man jàpp naa ni kii li muy wax am na du ma ni bu amul damay jàpp li muy wax am na parce que gis naa li muy wax ku ñemee li muy wax la mais nag gis nga réew sagam dañu la sa kër rek bu yomal xiyaamee dinañ la laaj ni nga ko doon yore dëgg la kon képp ku ñuy jiite war ngaa sédd bu baax sa diggante ak sa borom te nag ku nekk da nga musal loo sa ndeyjoor gis nga boo demee màkk fu ñu naan mun na maanaam ba egsee maanaam ba pa mun na ba bu ñuy dem di def taxawaay Arafat fi ñuy njëkk a jaar waay foofu ñëpp perkal mooy bu ñuy dem Arafat Musdalifa ñëpp perkal bu weex la ñuy woddoo safula armal bu weex doo xàmmee pauvre bi doo xàmmee richard bi doo xàmmee kenn maanaam foofu exemple àllaaxira la fii ñëpp a yem même pied d'égalité boo xoolee ci image boobu nga xam ne kon yàlla suñu borom jox nañu rendez-vous boo xam ne ëllëg bu ñu fa tasee garaat yeeg dayo beeg judd beeg lépp fii lañ koy bàyyi ci àdduna mais kon ban responsabilité moo ëpp ñu dénk la réew donc ñu dénk la réew mu am ñaar nga xaaj réew mi ni ñii ñoo ànd ak man ñooy nekk àjjana ñii ñoo ànd ak man ñooy nekk safara ci ni may déggee kumba am ndey kumba amul ndey dégg ngeen ko dem ko expliqué ci dossier Khalifa Sall te Khalifa tey lii ko dal nii ñëpp la metti képp kuy sénégalais metti na trop 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 dañ
mu metti lool te am ñu ko raw lu ñu def ci li ma Cheikh Oumar Anne nii ñu bàyyi ko muy ba daagu ci dëkk bi kon ñun Sénégal nañu xoolaat suñu bopp nañu xool encore une fois ñi jox suñu réew nit nag mën ngaa nax ku ne mais kenn mënut a nax sa bopp te deret bopp la du may mbagg borom mais nag moom mii bu élection yi jàllee kii dañ ko war a woo Père Sala très souvent mu def ay contribution te comme li muy wax ci commentaire li ngay gis nit ñi ñenn ñi dañuy kaas jàpp ne li muy wax opposition la xam nga Sénégal moom la doon wax sànq ne dëgg moo tax may wax te boo nee dëgg laay wax rek ñu tegal la benn étiquette te bëri na si luñ ko koy wax ndax dañoo gis ne na muy waxee dëppoowul ak li nga xamante ni ñu si bëri noonu lañu gisee waaw xam nga lu tax ko aj day bañ ko séentu noonu ma ñëw sama nijaay ko aj day bañ ko séentu bu fekkee moom li muy wax dafa am ñoom du ñu mës a bëgg moom mi mu wax parce que la mu xam dafa bëri moo tax dañ naan opposant la dañ koy takkal benn étiquette même moom ak bijaa mi am yàlla gën a yokk yaakaar naa ne buy wax dafa war a calculer ci bàmmeelam la taxaw parce que yaakaar naa warul tëb di wax nii pour wax non man mënuma gëm ni kii li muy wax amul parce que jox naa ni kilifa la nekk na ci système bi xam ne li xew ci biir nekk na of nag ba ni mu retraité fay bàyyi na fa juróom-ñeenti dossier mais benn la ci dindi muy Cheikh Oumar Anne bu directeur kuddu dem ba xam nga li mu wax ci costume yeeg jupe yi rek ak dàll yi rek automatiquement sama xel daf ko nangu buy dem mission de ànd ak ñoom dafa ne ay chargé de mission yóbbu la lanu fay lekk lanu fay naan lañ fay def mais réew mi bu dee noonu lañ ko yoree ñun su fu ñu jëm aram kon moo tax ma ne kii bu élection yi passé dañ ko war a woo wax ko mu leeral askan wi ña def loola ñu teg leen ci yoon parce que bu fekkee loolu la ñuy woote bu fekkee loolu la ñuy woote même donte dañ ko ni sax politicien la xulil xaq wala kaan mu ran donte bakkanam da ci tëdd na koo jaral man nga maa may politicien moom nangu ko ji nga li nga ne am na ñu dul ànd ak man kooku c'est wax naa leen ni fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñëpp yàlla jël téeréem bu mag jaarale ko ci loxoom ndax ñëpp d'accord nañu moom mi ngi commencé ci bokkam ñoo ko gën a bañ ci bokkam lañ bokkoon waaye ñi lay wax ne ànd ñoo man li may wax dafa fu ma koy teg bu ma waxee dama naan la rapport public nangam année nangam page nangam wala ma ni président de la République bis sàngam moo ni nangam man du ma waxtu xaw ma foo koy dégg waaye ñi la koy wax opposant la rek man teguma sans bopp opposant xam nga lu ma teg sans bopp citoyen sénégalais boo xam ne dama am samay sañ-sañ ak samay wareef loolu maa nga gëj a nekkee RND Rassemblement National Démocratique du professeur Cheikh Anta Diop 76 ba 86 ba muy wujji borom ca laa nekkoon de façon active militant waaye ba mu fa jógee la bay dem ci parti man sama am naa maanaam weneen waar wu ma mën a bay nekkul ci biir parti politique yi waaw ña lay wax nag bu ñu la ko waxee nañ la woon article bañ ne waxul dëgg nga jàng ko yow waaw man li may laaj monsieur Niang sànq mi ngi wax ni que Macky Sall bañ koy fal li nga xam ne moo di njiitu réew mi dañ ko faroon naa ne par défaut parce que ñàkk am moo fi sasoon voilà léegi nag dama bëgg a xam ndax ba tey jii nii instant yi ñuy waaj a dem ci li nga xam ne mooy vote bi le 24 février est-ce que jamono jooju noonu ci lañ toll ba tey nii est-ce que instant bi ñi fi nekk nii yaakaar nga ni war nañu mën a méngoo ak attente yi nga xam ne sénégalais moom la ñuy xaar wala ñu ngi ci jamonoy ba tey yaa fi sasay taxafalu waaw damay njëkk wax ne li nga ko waxee moom waxewuma ko noonu néewuma il a été élu par défaut dama ne man sànni naa ko sama carte waaye doyuma woon doyu la woon voilà waaw am na lu ma ko waxee maanaam da ngaa folli mais faloo dama ne Macky Sall n'est pas le candidat idéal il n'est pas le candidat de mon idéal bu ma gisoon keneen dafa folli mais faloo daa ko wax dëgg yàlla dinaa ko fal nag parce que moo tane kii fi ne ca booba laa wax waa ca boobu jàppoon naa ne moo tane kii te bon nag nañ ko fi te mu xale la am na fu mu jaar ma defee ne bu ñëwee dana jël ay leçon c'est la tax ñu jëlee fi Abdoulaye Wade ma ne bon nag naa gëm mu jox ko sama carte gis-gis boobu est-ce que moom nga amaat nii actuellement nii waaw yaakaar nga ni ci ñi fi nekk nii xam nga juróom lañu man xam nga lu may àtteeb candidat lu may xaar ci candidat boo xam ne man danaa ko woteel ci yaakaar ci moom rek il est vrai que léegi yaakaar candidat jafe na parce que ñi ñu fi daan fal Abdoulaye Wade
2019 nit ñi dañuy 19 mars nit ñi léeg-léeg dañuy wax rek ji nga soleil ñoom Ibrahima Gaye ak ñoom Babacar Diagne ñoom ñii lu njëkku la yor di jamono yooyu tam nañ ko dem lu ne wax nañ ko le 19 mars la ñu wote dimanche le samedi 16 mars la publié ab article ci Sud Quotidien malgré tout nous voterons pour le diable kii ngeen di tuddee léegi nun danañ ko woteel malgré tout nous voterons pour le diable te c'est à 2000 la coalition alternative 2000 ba ko wootee man ca laa bokk doon naa ca liggéey te juróom-benn weer yi nga xam ne moo topp ci bi mu folo it maa ngi ànd ak moom waaye nag maa ngi naan déet président de gars yi lii lañu daan def de déet nangam ba ma demee ba xam ne yoon la mu waxoon defu ko ma tàggoog moom aw yoon. mais gis nga soxna Awa li waaw maa ngi ñëw dafa am solo boo daanelee foofu waa ñu ma daaneel fi rapide dafa ne man tey du ma ne Massamba gën du ma ne Massamba kii xam nga ki ci gën ki nga xam ne kii bu ñu ko falee li may jàpp ne moo gën ci réew mi dana ko def te am na yoo xam ni mën naa leen ci seen ñett wala ñeent yu wax ñu jéem a xool ci candidat yu ñan kon kan lay waaw Sénégal dañu naan démocratie nous sommes pas nous sommes une démocratie tropicale. Ah bon? Oui, oui. waaw bu des la. par saison la daal. xam nga démocratie lu koy njëkk a kii firndeel. mooy équilibre des pouvoirs. président de la république ak wareefam. assemblée nationale ak wareefam. justice ak seen wareef. mais fii ci sunu réew yi li ñu tuddee hyper présidentialisme moo nu dal. président mooy buur mooy bummi. Nous avons un président Ninki Nanka qui fait ce qu'il veut. Et il le dit, je nomme à tous les emplois civils et militaires. Je peux même nommer mon chauffeur ambassadeur. La constitution bi waxul loolu. Donc dañoo war président dañoo war a wàññi doole ji. yokk doole assemblée nationale. justice ñu jox ko indépendance moom boppam. loolu mooy équilibre pouvoir. ku ne la war nga koy def. kenn bañ a jéggi sa kii dem ci say fi morom. ndax li nga dégg gum ci ñeenti ñooñu am na ko ci jukke ci yoon boobu. pour bañ a naxe tuuti rek. xam nga ne développement mënut a am te taxawul ci administration bu baax. nga xam ni ñi ca ëpp compétence ëpp ca xam-xam la ñu jël gën caa wér gën caa jub. administration bu moomut boobu baaxul. te administration Sénégal feeg dépolitisé wuñ ko. Parce que l'administration sénégalaise est outrancièrement politisée. Ni ma ko mën a waxee ci wolof ji nga administration ay kuréel lay doon directeur de nangam directeur de nangam directeur de nangam yow mii boo nekkul APR wala nga nekk mbokkum soxna si wala nga nekk ci coalition bi amuloo benn chance nekk directeur général wala directeur. boo waxee tous les directeurs généraux ay mbokk lañ ci kii bi loolu day na déggoo ma de dama ne boo nekkul APR wala nekkoo mbokku soxna si wala nekkoo ci coalition bi wala ab sëriñ boole la moom. bokkoo. mais mucc ci yooyu nag du yomb de. waa déet kay administration. da ngay seet am na direction par exemple direction des impôts. directeur général des impôts au deman. directeur général du port. directeur général de et cetera dafay doon kuréel yoo xam ne dafa am solo ba nga xam ni waru faa teg n'importe qui. ña gën nga gën gi sax waaye ña nga jàpp ne ñoo gën moo c'est la raison pour laquelle li ñu war a def assise nationale man directoire balaa bokkoon. dañu ne woon bala ñoo jël les directions les plus importantes bala ñu faa teg nit dañuy def appel à candidature. ñu tànn ay commission lañu koy ñu tànn ñett. diw ak diw ñii de mën nañ faa ne jox président de la République mu tànn koo neex. waaye léegi comme dañu wax ci tànn. parce que il faut ñu avance tuuti ci tànn. mooy choix bi ñu war a dem. parce que yow am tey victime nga ci tànn bi. victime bu demee. maanaam su ma waxee loolu mooy da nga njortoon ni ki fi nekk ci réew mi taxoon nga sànni ko xob am na loo yaakaaroon. non ca la mu waxoon. wax nga ko sànq ca la mu waxoon. déedéet bul wax loolu mu. boo ni victime dafay mel ni man damaa soxla woon dara. non pas forcément. mais je veux dire na leer nañ. waa victime entre guillemets. non pas victime j'ai été déçu. waaw mais déception ak. non déedéet c'est nga man bu fekkee ne loolu ma tax a jóg. am naa ko bu yàgg.
OFNAC ba ma fa nekkee. du ma la wax li ñu ma daan jox par weer. waaw dencal ñu loolu. waaw léegi lan moo loolu moom dindi ko teg fee. Pape Ousmane lan moo ko génne OFNAC. loolu moom génne ko. nee du wax li ñu ko daan am na lu mu lay am na solo. am na loolu layalee le fait que nga jógee OFNAC. lay naa kay. waaw nee nga soxna si nga bañoon déranger ndax ku la xam ci. gis lu wérut nga fësal ko te amoon na peut-être ci position yooyu nekkoon ak moom it mi doon soog a ñëw bugg ko gêner ci loolu ndax ni nga gisoo taxawaayu kilifa gi ci wàllu boobu. du noonu rek de. du loolu rek de. kon gën na ko teg ma laaj. waaw gën na ko aywa. am na ñu ci réer. man de Ndiaye dama defal sax man nekkuma Burkina Faso. dafa am ñu ci réer. am na journaliste bu koy bind rek ne ma waaw amatuma la wax président nangam na la waaye moom dootu ko dolli. wóor na ma. ku la attaqué xam. waaw dootu ko dolli ma. ji nga man sama dem goof nag président yëgu ko sax. ma wax leen lii man xam naa luy fen julli laa teg sama bopp. jomb na ma fen man. yéen ñii li yonent bi wax ci fen yéen dégg ngeen ko. du ma fen. Seydou Araspaay. madame Nafi Ngom Keïta. dama xëy ñu téléphoné ma. beneen inspecteur général d'État bu nekk mbokkam mën naa ko wax fii du ko gêné. ne ma man de dama la soxla. maa ngi jégalu nag ci sa numéro téléphone bi ma jël parce que xaw ma la danoo am sunu xarit bu nu bokk moom ko wax. mbaa du wax ji la maa ngi. déedéet ay non pour Pape parce que Pape soo ko arrêté moom du taxaw. moom day ma ne ko man fi ma xaw a dëkk parce que boobu maa ngi dëkk Cité Fadia ma ne ko tee nga maa jox rendez-vous rek ma ñëw suba mu ne ma déedéet yóbbante laa am ci yow damay ñëw ba sa kër. ma tegal ko sama kër mu ñëw. ne ma soxna si day nommé nañ ko président OFNAC. waaye d'accord naag président ne gannaaw 12 membres yi nga xam ne président moo leen di nommé par décret. ñi ci des ses collaborateurs moo leen di tànnal boppam. ñu d'accord ca mu ne ci kaw loolu dégg na la mosul la gis nag waaye bu sañoon ngeen liggéey am na ci yaakaar yow ma ne ko loolu de mënees su koo bañ waaye bala ma nangu de danaa xam la muy defeek lu fay ne waaw mu ne bu soobeel naa mu dem ci ëllëg sa ñu téléphoné man ne ma soxna si nee na nga ñëw booba mooy vérificateur général chef de l'inspection générale d'État ma ñëw waxtaan mu ne ma nommé nañ ma yàgg naa la dégg bu ma sañoon ma liggéeyandoo yow ma ne ko ma ne de yàgg naa la dégg mosuma dégg ci yow lu naka sa dul noonu sur le principe d'accord naa waaye moo sañoon kuréel gii ñu la yóbbu ma xam lan la loi bi nga jox ma ko ma xool bu yëkkati loi ba jox ma dem sama kër xool bi ma xoolee xam naa ne OFNAC gii bu ñu ko bàyyee mën naa liggéey te effectivement OFNAC yoon jox na ko jumtukaay yum liggéey bu ñu ko bàyyee ba ma ko seetee ma téléphoné kooku mu waxoon ne ko neel soxna si d'accord naa doy na ma mu def ma conseiller chargé des problèmes d'éducation nangam ensuite porte-parole waaye li ngeen ma xam man damay bind toujours sama tur di ko wax si kii dëgg la ma nekk fa continuer bind may bind ba benn bis ma bind ci fonds politique yi xam naa foofu sax du ma joti ci waxtaan waaye waroon nañu ci waxtaan ma fonds politique dama tuddee les fonds politiques source d'enrichissement illicite ci le quotidien président gis ko xaw koo neex waaye kii nangam lu ma xam laa ma ko wax mais kii bu dee moom ñu ne ko pourtant ma nga of na kañ la de ma nga wax yàlla xam ne nii la demee waaw téléphoné da ngaa recruté mu di ñaaf na waaw recruté naa ko de dem naa ko conseil bon président yi wax na aussi de président ci boppam waaw da ko saw la da ko woo dañ ko waxee ne maa nga fa da ko ne boo xëyee wuy si ma ñu woo ndaw si saa si waaw mu woo ca suba la ko talaata la sax waaw soxna si na nga def tarkalla vous avez recruté Mody Niang da ngaa jël Mody Niang kii mu ne ko waaw def naa ko nangam mu ne ko c'est pas grave mais nag mënu faa nekk di continuer di nu saaga ndaw si ne ko saaga man de xam ne ma ko loolu la ma ko fa indee daal ma ngi koy def à ma grande satisfaction mu ne xanaa yëgoo lim bind mu ne ko elle n'était pas au courant mu ne ko wax dëgg yàlla yëguma ko mu fa quotidien ma ne ko am lii de moo ko bind nangam ndaw si ñëw wax ma ko man effectivement maa ko bind honnête
il a été honnête mu ne ma man de loolu taxul sama li ma la fi indi yaa ngi koy def la ca des nag man kii wu ma. je ne gère pas. bon ma toogaat bindaat. gis loo bindaatan. loo bindaat. non yi may bind kay ban mënatuma kii. ña nga xalima bindaat beneen contribution quoi. ben yeneen mais ma gis ne ñi commencé di ko gën glisser des pots de banane. ma ni tekk ne ndaw si daal teraanga ji mat ji waruma ko yàqal. lii mooy maanaam man noppi. te jàpp ma ne yàlla bind ne ma noonu. wala ma continuer yàqal ko te loolu waruma. lenn rek fi des génn dem. ma xëy suba bind lettre de démission jox ko. non vraiment. mi ngi may dégg wala ña nekk wax nag ñu ngi may dégg. dëgg neex yàlla. yor na ko ñaari weer nanguwuma bàyyi. ñeneen ñoo ñëw ne bàyyi ko mu dem. léegi sama wëllëre la. nous sommes devenus de grands amis. ba lettre ba ma bind. ba may bàyyi ak regret. ma nga ma archive laa ko def ak la ma ko tontu. léegi dafay sama wëllëre léegi. parce que dafa ne ma ñang naa la bàyyi nga dem liggéey bi nga fiy def boo génnee it mën a def bu ko toll wala bu ko raw léegi comme danoo bokk ndey ak bàyyi noonu la demee ba ma génnee sax samay bokk nee damaa dof ndax bii xaalis luñ ma ko yox ma am na ñoo xam ne xaalis rek nee na du la ko wax Papa Ousmane sax jarul sax waaye li ma bëgg a wax mooy xaalis am na lu ko waaw gis nga keroog bu ma génnee dafa mel ni asamaan dañ damaa tegoon asamaan teggi ko liberté on est là génne ba ma fay dugg yóbbu ko ba may génn yóbbu. dëgg la pour ñii di yaakaar ne moom fa yóbbu. gis nga bu ma bëggoon dara leneen. daaw ma jot wax la ko. jaar naa foo xam ni li tubaab naan j'ai craché sur des. man sama ngor dara jarul ma ko. bu ma ko naree jaay yàlla bu ma ko fekkee. gis nga Sénégal. lii la manqué ay nitu valeur ngi fi. modèle yii la ñuy xaar modèle yii la ñuy xaar ci réew mi. parce que tey li tax léegi man ndax man dama nekk sax beneen dëkk bu dul Sénégal nit ñu mel nii dañoo raar ci suñu dëkk. kañ ñu ko tàccu. dañ ko tàccu tey. ndaw su valeur nga ne. ku amoon njëriñ ci réew waroon na njëriñ ci réew. te xam nga lu tax dafa am loo xam ni tàmm ko bàyyi ko wala xam ko bàyyi ko yombul. luxe dafa neex xaalis dafa neex teraanga dafa neex. grade dafa neex dayo dafa neex mais mu leer ne la ñu ngi lay dugal foo xam ne tey loolu lépp da nga koy am mais ñaar lan lay laaj na nga jaay sa ngor tëj sa gémmiñ Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nit mus na ñëw ci moom ni ko diw dafa jaay ngorom mu toog ni ko amu ko woon ngor ak ni mu neexee kenn du ko am di ko jaay loolu mooy nitu valeur dégg nga mu ni sama ngor loolu mu jee daane sama ngor laay xool te gis nga nit bu joxee ngorom rek amatul dara parce que xaalis bi wax naa ko fii keroog alal mën na jënd lal bu rafet. mais mën na jënd ay nelaw. mënu ko jënd. alal mën na jënd montre bu rafet mais mën na jënd temps. dëgg la man tey saa la bi mu jënd montre bu jar ay milliards yore sama soxla di ko dox 16 heures ma ne damay téye bloqué temps bi ba dox sama soxla pare 16 heures soog a dem. alal mënul loolu. dëgg la. alal mën na jënd téere yu bëree mais mënut a jënd xam-xam. te loolu la nit war a sóor muy nga xam ne yow fii nga nekk ci àdduna bi ngay ñëw indiwoo dara bi ngay dem doo yóbbu dara te diggante bulletin de naissance ak bulletin de salaire nag. fi war a soppi nit nag vraiment gisuma ko fi daal. waaw lu fi nit di jaay ngoram gisuma ko fi te diggante am ak ñàkk dafa jege diggante xew ak xew yi diggante mën ak mën yi dafa jege. tey à son âge tey jii bu fekkoon tey jii am na loo xam ne tey jii moom lekk na ko ca loola wala def na ko ca loola dina am kersa toog di ko wax mais xam nga tax muy dox avec la tête haute ci digg mbedd mi. xam na ne moom kenn du. l'esprit tranquille. l'esprit tranquille. c'est ça président Mbaye nga sànni si quelques cadres rek ñu jàll ci tàggat yaram. jusque kenn tënk ko li mu waxee nii kenn tënk ko. il parle bien aisément tranquillement et ku ko nopp bu ko dégg di nga xam ne wax dëgg la. maa ngi jot ay messages yu bari de Kaolack. fu nekk ñu ngi may naan kii moo dëggu. loolu la ñu wax sama téléphone. c'est ça ñi transhumé ñi jaay seen ngor war nañoo déglu kii li muy wax. c'est vrai ñi jaay seen ngor laa wax. war nañoo déglu ñu ko wax mooy ñi nga xam te ne jaay nañ seen ngor ndax xaalis ou bien ndax poste war nañoo déglu monsieur Niang li muy wax c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup président Mbaye dinañ ñëwaat ci kanam dans la deuxième partie ak monsieur Mody Niang léegi ñu def actualité sportive.
Président Mbaye, ñu door ak CAN U20, le match de la qualification. Le Sénégal s'est qualifié pour le second tour. Effectivement, le match se jouait à partir de 15h30. Ils ont gagné 2-0, les Black Stars du Ghana. Félicitations aux joueurs de Youssou Dabo qui se qualifient pour le second tour. Ouais. Et foot européen, le choc en Espagne. Le choc en Espagne, demi-finale, Copa del Rey, la Coupe d'Espagne, le Football Club de Barcelone qui reçoit le Real de Madrid. Ça sera au Camp Nou. On pensait que Lionel Messi n'allait pas jouer ce match, mais il est dans la feuille de match. Il va jouer, il ne va pas jouer. C'est sûr que ni Ousmane Dembélé mon beaucoup de feuille de match. Et pourquoi Copa del Rey? Le monde de cette équipe Real de Madrid, entre guillemets, parce que le championnat, c'est presque joué. Barcelone, Juto, Berlin, Ligue des Champions, à Copa del Rey, et nous savons en Espagne, la rivalité elle est intense, elle est terrible entre ces deux clubs espagnols. Taïlak, phase Alebi, Real de Madrid, du fait que nous avons le Football Club de Barcelone, pour li nga xamantene mom moy demi-finale aller Coupe d'Espagne. Liverpool, le fauteuil est en danger. Le fauteuil est en danger. Xam nga Liverpool semaine bi passé lundi jour pour jour danaka ci lañ wara football ak ñom. Liverpool dañ ko don xaar mu demone def un résultat positif feulé nga xamantene mom moy West Ham, mais Liverpool un but de Sadio Mané a été tenu en échec, un but partout. Liverpool di baye ay points, Manchester City di rapproché et tay li gëna doy war moy à partir de 19h30 Manchester City dina fekk équipe bi nga xamantene mom moy Everton pour un match important. Su Manchester City gagné tay Everton dina tollok Liverpool point et su tollok mu Liverpool point da koy jitu ndax mom gëna bax goal average. Liverpool match avancé, le Liverpool dina jouer ci week-end bi lolu arrangé wul xalé yi nga xamantene ñom ñoy joueur yo doon club parce que un moment donné rawon nañ équipe bi nga xamantene moy Manchester City 7 points ba 8 points dem di xolé ba équipe bi nga xamantene mom moy Manchester City ñew. C'est pas évident lolu motax ñu ne le fauteuil est en danger pour équipe bi nga xamantene mom moy Liverpool et nak Liverpool à part Manchester United moy deuxième équipe bi jël ëpp li nga xamantene bi mom moy championnat d'Angleterre la remporté 18 fois, Manchester United jël ko 20 fois lolu motax. Mais juste aram di wax ni rek ni en football européen il y a un jeune sénégalais bu tudd Kilisen danaka signé na équipe bi nga xamantene mom moy Juventus de Turin. Il est âgé de 17 ans, c'est un sénégalais soo ne seen xam ne sénégalais mak mom ñu bokk sant bokk ak mom dara nak waaye c'est un futur bon joueur, c'est un futur très grand joueur. De toute façon biographie dinañ ci ñëwaat d'ici vendredi ou lundi inchallah. Mais faut ko gis ci ban Juventus de Turin la nek. Non, ci schéma au Sénégal la équipe yi fi nek ci ban saison wala ban équipe wala ban niveau nga ko wara gis. Mën na dugg U20 xam nga le talent day dem fu nek. Kylian Mbappé ngi ni danaka amagul 22 ans. Dëgg la. te mu ngi jouer équipe à France. Le talent kañ fu mu ko mën ci jëlee rek mën nañ ko fa jël mais c'est un excellent joueur, un très bon joueur, un très bon jeune. Intégré na li nga xamante ne moom mooy la Juventus de Turin et dinañ ko dégg de toute façon dinañ defaat biographie daanaka vendredi ou lundi inchallah si on aura le maximum d'infos ci moom. ci wàllu NBA les affiches de cette nuit. Les affiches de cette nuit dañuy commencer ci li nga xamante ni moom mooy match yi am tey 0h Brooklyn di daje ak Denver, Chicago New Orleans, Milwaukee Washington, Dallas Charlotte, Utah Jazz Phoenix, Sacramento Houston et pour terminer Golden State San Antonio. Merci beaucoup l'international. ñëw ci Oustaz Daouda Mbaye membre du comité d'organisation bu ziara bi ma doon wax sànq ci ndorteelu émission bi ne waa Sokone ñoo koy waajal mu di 61e anniversaire bu Day Diaw. solol nga ma Oustaz lii waxoon naa la duma ko liir naay rey nii. danoo ngi wéré de. noo ko waxeeti woon téléphone ba. Père Sall bàyyi téléphone bi ñu ci ziara bi ñëwal ci ziara bi bàyyi Père Sall. soxna la maa ngi lay nuyu. di nuyu suñu mbokk waa Sokone yëpp. di ko jaaree ci xalif bi Thierno Oumar Deme. ak ci doomam bi nga xam ne moom mooy Thierno Abdou. mi nga xam ne mooy jiite mooy président comité d'organisation bi ci waajal li nga xam ne moom mooy ziara bi ziar bi nag dafa am loo xam ne moom mooy particularité ziar bi dafa tënku ci benn mbir muy li nga liir léegi nga xam ne am nga ci problème pour lire dia un nayrayni l'éclat du soleil et de la lune. Voilà, l'éclat du soleil et de la lune mais deful allusion rek ci le soleil et la lune mais day def allusion ci ñaari type de science muy la science ésotérique et la science exotérique maanaam muy xam-xam bi nga xam ne xam-xamu zahir ak xam-xamu batin maanaam mooy charia ak tasawuf bu ne charia moom mooy lépp loo xam te ni dafa dellu ci ñaari aspect muy le rationnel et le traditionnel maanaam muy atte
loo xam ne dafa dellu ci lu xaraam lu dagan lu ñu sopp ak lu ñu sib bu delloo ci wàllu tasawuf mooy xam-xam bi nga xam ni mooy permettre nit ki pour mu mën a juboo ak boroomam moom mooy li nga xam ne moom mooy les connaissances divines léegi nag tafsirul quran bi nga xam ni moom la Alaaji Ahmad Deme def dafa nekk loo xam ni lu yéeme la yéemu bi moom mooy ni dafa nekk sénégalais nekk africain def tafsir te bu njëkk arab yi dañu yaakaaroon ni nit ku ñuul tollul foofu ci xam-xam ba mën a def tafsir donc bi mu defee tafsir bi tënk ko ci ñaar fukki xaaj yooyu noonu moom mooy ni tey njëriñ bi ci nekk dafa ëpp solo parce que li ci nekk ci ay xeetu xam-xam bari na lool donc xam-xam yooyu nga xam ne yëpp moom la dajale moom ngay gis noonu ci téere yi ñu teg la ko noonu parce que pendant 20 ans toog na ko di def li nga xam ne moom mooy tafsir bi te tafsir bi li nga xam ne moom moo ci nekk lu am solo moom mooy ni tey bismillahi rahmaani rahim kese bi nga xamee ni mi ngi koy tafsir mi ngi ko tafsir ci 14 pages 14 pages pour expliquer lan mooy bismillahi rahmaani rahim waaye tamit loolu rek yamu ci biir parce que aussi tamit bu ñu nee ziyaara bi kese ñu ne téere bi am nañu ci bari ñoo xam ne peut-être que dafa am lu ñuy tuddee le contenu ak le contenant peut-être que li nga xam ne moom mooy nekk ci biir dafay am solo nit ñi xam en tant qu'un Sénégalais damay wax ni Sénégal dafa am ñaar yoo xam ni des fois man dafa am taxawaay damay am benn yëg-yëgu mooy ne dama ne Sénégal da nga leen di ñee waaye da nga leen di ñeewantu léeg-léeg ñee bi moom mooy ni Sénégal dafa am ñaari patrimoine dafa am patrimoine culturel ak patrimoine cultuel yi nga xam ne moom moo jur ci suñu réew sax li ñuy tuddee stabilité yi ñuy wax yëpp muy stabilité politique société économique yëpp boo xoolee ñu ngi ko jëlee ci ñaari patrimoine yooyu parce que bu ñuy wax ci li nga xam ne moom mooy suñu maam bi ci ni ñu daan doxee ñoom Amari Ngoone Sobel ba ci ñoom Déthié Fu Njoogu ñooñu ñëpp nekk ñu woon ay ceddo kese parce que sax dañuy wax naan ceddo mais même pour comprendre la religion islamique et la jurisprudence islamique il faut impérativement nga jàng jikkoy ceddo arab ba noppi pour mu nga mën a dégg alquran parce que ñoom ñoo amoon une maîtrise parfaite ci li nga xam ne moom mooy langue bi mais alquran li nga xam ne moom moo ci nekk ci njëriñ lépp góor gi tey jii jël ko dëxañul ñu ko ci patrimoine culturel boobu noonu nga xam ne moom 20 ans mi ngi toog di tafsir mu jël loolu tey jox ñu ko nga xam ne tey dafa mettre en évidence ñaari xeetu xam-xam parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ni inna li kulli ayatin zahiran wa batinan wa ila sab'ati abtunin wa sab'in nee na aaya boo gis ci alquran dafa am recto verso dafa am ñaari sens maanaam mën nañu génnee sens ésotérique bi lu dellu ci 77 sens yoo xam ne benn bu ci nekk rek mën nañu gis alquran parce que léegi ziyaara bi kañ lay am waaw ziar bi mi ngi am le 8 le 9 ak le 10. ca Sokone lay xewee. ci waxtaan yi ku koy amal. waaw waxtaan yi defuñu ci li nga xam ne moom mooy conférencier yi mais liñ ci mën a certifié bokk na ci tamit ci ñi nga xam ne ñoo koy def Thierno Seydou Deme. moom mi nga xam ne moom moo yore lépp lu jëm ci liggéeyu kër El Hadj Ahmad Deme fii ci niveau Dakar. mooy li nga gis noonu ci programme bi. bu fekkee ni mën nañ ko lire wala temps bi duñu ko. non temps bi duñu ko may. waaw temps bi duñ ko may ndax defal nga ñu conférence déjà ci écrit yi nga xamante ne El Hadj Amidou Deme def na ko yaakaar naa ni tamit ñi war a déplacé wu ñëw sur place fekkee li nga xamante ni mooy waxtaan yi dinañ gën a njëriñ foofu noonu bu ñu fa yeggee. waaw c'était pour mieux que connaître li nga xam ne moom moo nekk ci kii bi benn bi ma leen di baaxee rek. boo ma ko mayee moom mooy ni bépp lettre boo xam ne nekk na lettre d'ordre alphabétique ci arabe li commencé alif ba yaa benn bu ci nekk. moom góor gi compté na ko ba wax ñu ñaata yoon la ñëw ci alquran temps bi moo ñu ko permettre mais konoon dinañ leen ko énumérer benn bu ci nekk ñaata yoon la ñëw ci oustaz bi tey lañ lay booleel ngeen koy yaatal ci tribune boobu noonu jërëjëf oustaz Daouda Mbaye léegi ñu dellusiwaat si plateau bi gannaaw bu ñu defee page publicitaire. Puisé au cœur de la Casamance dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamançaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamançaise, naturelle comme j'aime. La Casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamançaise.com.
Merci beaucoup et toujours contente de voir que vous nous suivez dans Toi-même tu sais dañuy jàll rek ci li nga xamante ne moo di ñaareelu actualité de l'internet ak Habi Sow. Le gendarme qui avait fait irruption chez la mère de Sonko, condamné par le tribunal régional, une info de Dakar Matin. Effectivement Ndayaram Touré gendarme boobu di wuyoo ci turu Nicolas Mendy moom nag tribunal régional bu Ziguinchor daan na ko 3 mois yu nga xamante ne sursis la ginnaaw bi nga xamee ni dafa duggee kër yaayu ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko doon ko laaj ci li nga xamante ne mooy mu jox ko ay fiche de parrainage yu mu yoroon période boobu sax lañ doon collecté ay parrain ci région yeeg yooyu gisoon nañ ni sax am na ñi nga xamante ne ñoo di ay jegeñaale yu Sonko yu génnoon daan ne gendarme bi ki nga xamante ne moo di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo nekk ci ginnaawam waaye luñ ci mën a jàpp mooy gendarme bi tey ñi doon sikki sàkk ni dañ doon victimiser am déet jàpp nañ ni gendarme bi condamné nañ ko. Monsieur Niang, commentaire. waaw loolu xam naa waa Sonko parce que dama jàpp ne Sonko lu ko laal rek dañ koy daal di def cinéma ne day victimiser boppam même siège bi bërki dem ñu toj dañ ne ñoo ko toj. dëgg la dégg nga li leen dal bërki dem Ndar aussi c'est pareil. lu leen kii ñu ne day victimiser boppam waaye comme justice dem na ba condamné gendarme boobu nit ñi danañ xam ne waxul rek pour wax. dëgg la lu am la te dana encourager nit ñi aussi ci nga xam ne justice bi dañ ci daan am xel ñaar. kii au moins moom def na liggéeyam. bi la yoon dinañ ne yoon def na liggéeyam. ma ne bi la yoon dinañ ne yoon def na liggéeyam. waaw te beneen yoon ñun deful seen liggéey. xëy na tey décision bi da leen a arrangé Pape Ousmane. da leen a arrangé kan boo ma boole. ñoom. non ñoom laa waa Sonko. waaw monsieur Dia nag léegi contribution yi si man la ko bëgg a def seen liggéey. mais peut-être dafa am benn fausse note quoi c'est-à-dire gendarme dem di laaj ay fiches pas compris. Rus gàcce la. du cëram statut du moom en fait dangay mujj réer doo xam c'est comme si. nee na il a reçu des instructions. mais de qui c'est-à-dire kon c'est l'arbre qui cache la forêt. su fekkee ne par exemple nit ki dañ ko yónni te nga mën a tracer ki tax ñu yónni ko nga daan ki dem bàyyi ki yónnee pour man. c'est-à-dire que du la jox instruction écrite boo ko laajee mu weddi ko. verbal. dafay delluwaat kon ci tàggat bi ci ñi nga xam te ne ñoo yor seen tenue te xamuñu seen i droit ak seen i devoir loolu tamit beneen problème la. parce que instruction parce ku nekk homme de tenue te ne amoo sa supérieur wax la nga ne du ma ko def lii monsieur Niang ñeme nii du ñu ko koy def de. est-ce que bu ñu la joxee instruction boo xam ne bi c'est manifestement contraire à la loi. man am nga dañ ko war a exécuter. ndax ñëpp am nañu éthique boobu noonu foofu laay waxee. xam nga exécuter. ñu la wax rek da ngay dem defi ji ko rawatina bu ñu la waxee rek nga def. rawatina say supérieur wax la ko xam nga day montrer encore une fois cuune ak tële ñi nga xamante ni bii nii ñoom ñoo jiite ndaxte tey suñu demee ba ni soldat du man de du ma soldat. dëgg la. su ma demoon defi dinañ ne kat Mbaye Sène mën na ko def ci coobare boppam. mais il a reçu des ordres. wax na ko ba ne il a reçu des ordres waaye mais tey monsieur Niang wax na ko léegi tey ak lu ñu mën ci waxal Sonko il a raison si ñoom. la justice lui a donné raison. parce que dem nañ këram fii la fi keroog la ñu fi invité benn maître El Hadj Diouf mu ne fii lay taxaw naan day victimiser boppam ak ay songu nañ seen lan la ñuy dee di songu ay affaire de parrainage am après lii jox na ko raison. lii jox na ko raison xam nga tey ma waxaat ko encore une fois rek gis nga ñoom ñoo may doole. Sonko doole bu mu amuloon parce que ñoom ñoo def ay yëfu cuune ñoom ñoo def ay yëfu xale. ñoo def yëf yoo xamante ni bii nii tey ku leen ci fekk xeeb leen gis nga kii tey dafa déshonoré sax corps bi nga xamante ni moom la bokk parce que dañ leen xamee teg yoon teg droit teg lu jub mais ñu dem ñu yónni la pour nga dem jëli ji ay parrainage kër yaayu Sonko mais luy loolu. d'accord lan nga dem di jëli ji ay parrainage kër yaayu Sonko waaye ñii ñoo cuune waaye. c'est vrai da ngay rus. da ngay rus rek parce que bët mën na xool lu mu bëggul xool nopp mën na dégg lu mu bëggul dégg mais tànk fu mu dem borom la neex mais nag dañuy làmmeñ ndaw la dañ ko yónni kan moo ko yónni xol. dëgg la. làmmeñ bu génnee wax dara muy wax ju baax ci aram sama xol moo ma yónni ma wax. dëgg la bu dee lu ñaaw la ci aram sama xol moo ma yónni ma wax léegi xol boobu ko yónni kan la. parce que d'accord jàpp nañ gendarme bi kii nañ mën nañ ko sanction mën nañ ko fii mais ko yónni kooku mandataire ba nga xam moom mooy joxe dem et puis ñu dem kër yaay Sonko jël fa ay parrainage lan la quoi lan la ñoom Mbaye Sonko fi mu egsi nii
parce que amul sens ñu dem créer ay Sonko di jël foofu ay parrainage sénégalais bu nekk am nga droit sa réew li nga moom kenn amul droit dugg kër kenn de violation domicile du yoon même boo dee gendarme boo dee koo mënti doon tamit yow corps bi nga nekk da nga ko war a sagal mooy li Mbaye Sène wax encore une fois ay dérive la yoo xam ne rek da ngay tax ba nit ki yow même boo àndeek moom sax après da ngay dem ba dootoo ko mën a layal xam nga tey am na yenn yoo xam daal suñu réew mi daal li fi nekk léegi daal li fi nekk man xamatuma ko man gisatuma daal sénégalais bi ma daan gis gisatuma ko. Alors ñu jàll ci 14 millions de problèmes avec Awa Badji. Présidentielle 2019, les précisions du sous-préfet de Dakar Plateau pour les CNI, carte d'identité nationale. waaw te vu que carte d'identité yi dafa ànd ak li nga xam ne mooy suñu comment ça s'appelle sax kii yu ñuy voté ji. carte électeur yi voilà puisque léegi waaw puisque léegi benn la tey daal man dem naa de am naa carte Pape. waaw génn ko rek ni mi ngi nii dafa ànd moom. waaw autoconférence c'est pas grave. non aw ki ne ko yóbbaale tuuti. Papa Ara waxum bay moom dañ la bàyyi nga àggal. te fu nekk nii ñu ngi waaj a dëgmal li nga xam ne mooy vote yi te toujours dañuy dégg ñenn ci sénégalais ñuy wax ni que seen carte d'identité yi dafa am problème te problème yooyu mën na dem ba répercuté wu ci li nga xam ne mooy jour vote bi ba duñu mën a voter léegi nag ñun jot nañ sekk waxtaan ak ki nga xam ne mooy monsieur Diallo di sous-préfet bu Dakar nañ déglu précision yooyu nga xam ne indi na ko ci carte d'identité yi. Aujourd'hui au niveau de Plateau 99% des cartes d'identité jël nañ ko sur 137 000 inscrits il ne me reste que 9 230 cartes. Inscription yi bi ubbee le 4 octobre 2016 bi ñu inscrire bi inscription yi jeex amoon na benn période contentieuse bu amoon de 15 jours mooy ba ñu publier les listes provisoires bañ ko defee am na ñu waroon a ñëw vérifier ci liste provisoire yi est-ce que am na ay omission est-ce que am na ay erreur ci ni ñu bindee seen tur maintenant bu fekkante ne loolu am na yow vérifier liste provisoire bi seetoo ndax dañ la omettre wala dañ def erreur sa carte d'identité si sa filiation ba loolu passé donc bu ñu demee yóbbu liste yi pour tirer liste définitive yi erreur boobu day persister bu loolu amee am na une révision exceptionnelle bu ñuy def mooy daaw le mois de mars et le mois d'avril pendant 2 mois dañuy seetaat ñi nga xamante ne am nañu âge voté bind leen ñi nga xamante ne amoon nañu problème pour bindu ci première session bi ñu bind leen ak ñi nga xamante ne maanaam correction yooyu rëccoon na leen mais bu fekkente ne électeur bi demul seeti vérifier am na ci pas de responsabilité bu fekkente ne donc première inscription bi amoon na erreur bi omission wala leneen demoo vérifier ba loolu continuer ñu defaat révision exceptionnelle demuloo mais am nga ci responsabilité bon bu fekkente ne ñaari situation yooyu pare na bu ñu produire carte bi li nga xamante ne maanaam moom moo nekk ci liste moom la ñuy produire effectivement il y a eu des erreurs mais il leur appartenait moment bi ñu ko war a rectifier ñu rectifier ko yow bu ñu fekkente ne gis nga loo xamante ne maanaam jàpp nga dañu la lésé da ngay dem tribunal départemental ñu jox la ordonnance bi lay jox nga dem rapidement c'est vite fait ku xamante ne il a perdu sa pièce te nekkoon ci liste yi mën nga dem am duplicata mais koo xamante ne kii maam yow sa erreur en amont rectifier woo ko woon c'est pas maintenant qu'on va changer les règles du jeu parce que am ñaari choses yi nga xam ne dafa am xamante ne tey dañoo perdre seen pièce wala gis ñu woon seen pièce wala seen pièce bi mu génnee am na loo xamante ne maanaam tey dañ ko dindi woon maintenant bu leen ko confondre ak koo xamante ne que binduwuloon sur les listes électorales ba heure bi nga dem police ñu defal la carte d'identité boo demee tey police ñu defal la carte d'identité am nga carte d'identité mais tu n'es pas inscrit sur liste électorale maa ngi gis ñu bari di wax ne oui am na carte d'identité mais man la ama ci bureau de vote mooy ñoo xamante ne ils sont pas inscrits dans les commissions pour nga mën a bokk ci liste électorale yi obligatoirement day fekkoon nga bindu ci les commissions à l'heure où je te parle boo demoon commissariat police boo bindu woon amoo donc di nekk ci liste électorale yi carte d'identité nga am pour nga mën cee bokkaat il faut nga xaar ba session bi ubbi waat nga inscrit sur liste électorale pour nga mën cee figurer te les gens ont encore la possibilité jusqu'à la veille des élections d'aller récupérer leur pièce. alors leer na nañ mu di ay leeraange yoo xamante ne kii di sous-préfet Dakar Plateau indi na ko mu di monsieur Djibi Diallo ci li nga xamante ne rek ku ci nekk
boo ci xoolee ci sa bopp ci parti bi la soxal ci li mu wax am nga ci ay tontu yu leer. tontu yu leer te ñu koy remercier waale de passage ci ni ñu recevoir ak facilité bi pour am ak moom entretien bi mais li mu wax yaakaar naa ne leer na parce que li ngay faral di dégg mooy ñoo xam ne dañuy naan dama demoon ci centre de vote bi sama bureau nekk tel bureau par exemple bureau 4. waa aram nekk 5 wala 6. aram loolu dal na la de si législative. waaw dal na ko. waaw léegi nag xam nga yóbbante ak la te monsieur Diallo xam naa ni mi ngi ñuy suivre instant bi mi ngi ne man laaj la yow est-ce que bu liste provisoire yi bu mu génnee woon est-ce que demoon nga vérifier ba xam ndax yow sa bureau de vote changé na wala am na beneen problème boo xam ne am na ci. non je suis pas allée vérifier loolu moom je le reconnais. waaw mais xam nga ku mel ni man. mun na dem peut-être sur le terrain nekk journaliste day tax day am yenn facilité yi par rapport ak sa vote. mais ki nga xamante ne jàngul. kooku bu demee ñu wax ko yenn yi da koy jaral ñenn ñi ñu dëpp. bu dee mag la wala yenn duñu taxaw xaar wala di poursuivre information yi. donc ñooñu ñoo tax tey ñuy wax. voilà léegi ci loolu mi ngi leeral ni que ñoom def nañ ay spot publicitaire ci organe de presse yu bëri. yoo xam ne dañ doon wax nit ñi que ni liste provisoire yi génn na liste provisoire yi génn na nañu dem ñi daal di xool ba xam ndax amul ay anomalie yu nekk seen carte d'identité. bu fekkee demuñu encore ba ñuy ñëwaat ba fekkee ca pandaw ba dañuy obligé tirer ñoom li nga xam ne jot na mi ngi leeral que ni parfois lu tax ñuy def bureau de vote yi ñii doon voté fii ñu jékki-jékki changer le bureau de vote parce que mi ngi naan bu njëkk bi de électeurs yi dañu tolloon ci 4 voilà mi ngi non dafa ne ci 4 millions d'électeurs loolu la wax voilà par ci loolu la tolloon léegi ñu gis ni bureau de vote boo xam ne da ngay gis 900 personnes ñoo fay voter par jour dañuy obligé bu ñu xëyee le matin di voter ba guddi di fekk bureau boobu pareegum léegi ñu réduire ko ba soulager personnel bi voilà soulager personnel bi ak soulager tamit ñi nga xam ne ñooy ñëw pour voter ji léegi buñ ko réduire ba nga xam ne 600 personnes ñooy voter ci benn bureau léegi yow bu fekkoon tey 600 personnes yoon yow da nga nekk 602 wala 600 da ngay obligé dem ci deuxième bureau bi c'est automatique machine bi moo koy calculer noonu te dañu nekkoon ci 4 millions électeurs ñu dem ba tey léegi électeurs yi nekk ci 6 millions 500 moo tax mu am changement boobu moo tax mu bouleverser li nga xam ne mooy ci bureau yi ñu obligé nga réduire ko pour yombalal ñëpp ñi nga xam ne ñooy ñëw pour voter si ci loolu tamit mi ngi expliquer ni li nga xam ne mooy retrait des cartes d'électeurs nee na moom retrait bu toll nii mosu koo am ne nit ñi dañ doon ragal ñii ñëw mi ngi bëri dañ ñoom ragal ne peut-être que ñu bëri demuñu retirer seen carte d'identité waaye mi ngi xamal ne retrait bi jot sa carte tamit taxul nga bokk ci fichier bi loolu tamit wax na ko leeral na ko voilà bu fekkee yow bu inscrire woon ci fichier bi ca période bañ ko ubbee woon tey boo demee ne man kat sama carte d'identité mi ngi nii parfois ne da ngay gis carte d'identité yoo xam ne du am bureau de vote voilà ne pas voter waaw parce que da ngay dégg kuy kaas naan ne pas voter lañ ma bindal wala aw ma bureau de vote c'est parce que yow inscrire woon ci liste électorale te nag jamono ji ni ñu toll bu fekkee loolu moom defoo ko woon xanaa nga daal di tëdd muñ rek ba beneen élection rek nga daal di xam kan nga bëgg a voter. Pape Ousmane nga ne lan moo la dal. non dama doon wax sànq ci. ma ne ci sa pièce lan moo la dal pièce bi. sama pièce dafa réer. waaw koo ci toll démarche administrative yaa ngi koy def pour. parce que waaw am naa yenn pièces yi timbre yi dafa am lu muy jaar. temps rek moo manqué parce que fii xam nga ko yow fii dañ lay nal. waaw temps bi daal yéen a. kon passement yow noonu la récupérer ta pièce loolu nga ko récupérer. carte d'identité bi man damay voté. les carte d'identité bi nooy def pare na pare na. non des na am na yu des mais loolu du kii man li may wax. bugul ci li ngay wax. booy yaa fi dàq tiñe la. xanaa sama carte d'identité. waaw léegi bu ngeen ma bëggee laaj da ngeen ma yow de dina ma jaral man def na paay doon def moom. léegi teg ma fii léegi man teg ma fii rek am problème. sama jàpp ni dafa am solo xamul tax xam nga souvent Sénégal lan mooy jafe-jafe mooy soo amee cadre soo amee ay nit ñu am xam-xam nga xamante ne comprendre da leen yomb c'est-à-dire communication bi laa bëgg a wax foofu dafa am yu bëri yu changé carte électorale bi jafe-jafe yi amee c'est important bi jafe-jafe yi amee ci vote bi amoon en 2017 fële Touba bureau de vote yu ñu saccagé am ci seen ci li ñu jot a expliqué ministère de l'intérieur bu ma sukkandikoo ci Casimir Cissé ci li mu wax bu yàggul dara mooy ni souci bi ñu amoon mooy Sénégal biy dem di vote nan la ñuy def ba du ci am benn jafe-jafe ci centre yi ñu daan tànn te des fois mu amoon ay jafe-jafe moo xam fa ñu tànn baaxul ñu redessiner waat carte électorale
mais il doit am dafa am benn accompagnement mooy communication bu war a accompagner changement yooyu. léegi spot yi mu wax nag def nañu ay spot. mu jàll ci benn chaîne de télévision. foofu la doon ñëwee. waaw c'est-à-dire moom laa dégg sànq nga naan RTS. waaw foofu rek la jaar. loolu am gisoo ko feneen. su dee gis na am na feneen dañ ma wax man de gisuma ko mais moo tax ma jàpp ni lu toll noonu bu amee ci ay changement que ce soit ci ñi nga am ne dañu am jafe-jafe seen carte d'identité. ngay góor ñu defal la photo jigéen. wala sa tur ñu am lu mu manqué c'est-à-dire non am na. c'est-à-dire gis nga yooyu correctif yooyu ñu war a indi. c'est-à-dire il devrait y avoir benn communication. da leen jaral fii naan am na man dama bëgg ngeen may indi preuve à l'appui image. ci plateau yu mel ne TMT nga xam ne Sénégal yëpp a koy seetaan mais ngeen lijjanti benn temps d'antenne boo xam ne vraiment mais tamit beneen côté bi mooy il faudrait que les Sénégalais foofu laay daanele mooy tamit ñu doon ñu exigeant dem vers l'information xam lan mooy seen droit mais dañuy bàyyi mu jonn nga dem ba bàyyi ba mu des ngay commencé di wër ku xam kenn ci commission yi oui monsieur Niang parce que changer bon c'est vrai 900 léegi 600 bureau yi 600 lañ koy yemale dañ leen di yóbbu ci yeneen waaw da nga leen pour faciliter leen mais am na ñoo xam ne ñi duñu ko xam c'est vrai duñu xam ne changer nañ leen bureau est-ce que les dispositions sont prises pour que les gens soient informés voilà que bureau changé nañ nangam et cetera dégg naa sax ñu ne waaye man loolu duñ ko def danañu def ay SMS yónnee ko les concernés mais yaakaaruma ko parce que yoruñu mais li am problème la li nit ñi wax en général dans ce lot là comment faire le tri si ñi nga xamante ne jotaguñu da ngay dem léeg-léeg fa nga daan wotee ak fañ la yóbbu léegi day sore te doo ko yëg doo xam fan la loolu it man war nañ ci évidemment am na benn ONG 3D en partenariat ak USAID ak yu ndaw benn rek c'est sûr kenn lay jàll xam nga tey soo fekkente ne dañoo ñëw rek ci par rapport ak pièce d'identité di wax les cartes de lieu de vote j'avais juste noté ça parce que comme koo xamante ne soo waxee ñu tiñee la foog ñu indi ay chiffres exacts loolu laay bañ gis naa ko ñu ngi koy commencé def léegi y a 6 millions presque pour le total des électeurs 6 373 451 total des lieux de vote du territoire national 6 549 et total des bureaux de vote du territoire national 14 651 à l'étranger total des électeurs à l'étranger 309 592 loolu c'est un chiffre boo xamante ni lu ñu bind lu ñu wax la man damay wax encore une fois rek xam nga léegi Habib Sow ak monsieur Niang daanaka Sala sax indi dugg na ci biir mais par rapport aux pièces d'identité man de bureau de vote bi nga xamante ne fa laay voté nit indi na fa carte d'identité muy góor photo jigéen nekk ci waaw loolu lu ma gis la lu ma teg sama bët la ñaareel bi dafay wanewaat encore une fois seen télé parce que yàkkamti nañu def ay pièces d'identité pour yóbbu nit ñi ci ay élections. gis nga problème bi nga xamante ne moom moo amoon ci législative yi. bureau Touba yi ñu def ay bureaux yu fictif ba élections yi ñu koy yéex a def lii élection présidentielle c'est différent. nga nit ku nekk tey tu as envie d'aller faire ton choix. am nga dem porter ce choix moo xam ci Awa Badji 14 millions de problème wala ci Khabiso wala ci Arme wala Pape Ousmane wala institut ça la bigé monsieur Niang wala ci Pape Ousmane am nga droit leen def sa choix ngal la ay la yéwén nañu respecter ñun ñi seen choix. moo gën ay taf yëngal ak yàkkamte fii ni jéem a dem gis nga les votants ñu ngi seen biir kër yi toog suñu yaakaar ne ce sont les foules là ñoom ñooy nekk di élire ñun ñu ngi nax seen bopp les votants ñu ngi seen biir kër yi toog télé 24 dañuy yeewu 7 heures dem voté ji mais ni ànd dem ndékki ji ñëw voté ku ñu nar a voté góor ñu ne Aminata jël nga tàkk mu ngi ne ils ont fait ça dans la précipitation Maodo man de yow laa preuve à l'appui rek faire ça la Aminata Gueye Fall ak sikkinam dañoo changé bureau de vote yi te yëguluñ ko nit ñi fu ne ñu dem seet affaire bi ñu dañu mujj ñu teg ko complot moo tax ñu dal ca bureau yi manque de communication rek xam nga maa ngi nuyu sax sous-préfet Djibi Diallo maa ngi koy nuyu bu baax a baax parce que vraiment awa sànq ñu ngi koy nuyu parce que yóbbante na ma fi question waaw voilà mais xam nga li ci gën a am solo mooy lii mu def nii tey ñun ñoo ngi ñëw DTV dem fekke ko fexe ba am information bi ñëw indi ko tegal ko nit ñi yaa ngi kaas jël ci sport yi jël communiqué yi yóbbu ko ci benn télévision d'accord bien vrai que RTS mooy ndeyu télévision yi mais nag ñi am doole ñooy yóbbaale ñi amul doole dañu jël sport yi aussi taf ko ci yeneen taf parce que du benn télé rek li ñi di seetaan du benn rajo rek li nit ñi di déglu bon donc nañu équilibré ci lépp rek parce que communication bu dee jàll rek problème la mais aussi ñun sénégalais dañu mën a dernier moment man gis nga man am naa fulla ju toll ni lii dama koy am dama koy teel a wuti rek noppalu moo gën a wóor waaw man noonu laay doxee bañ ñaa ko ba tabaski chaque année day am
bu ma tabaskee ren ba may tabaskee déwén jënd naaw mais c'est que nit da ngay ponctuel nit noonu ngay waajal sa bopp man gis nga bi ñu commencé carte d'identité rek damaa teel a dem moom mi laa dugg bureau ma ne ko mën a damay wut ñu defaral ma maa njëkk am carte d'identité mun naa maa ko njëkk am fii ci plateau mais sénégalais nag dafa am dañ tàmm dañ ñeen moment aussi waaw reyante nag commencé ku nekk di wax sa ñaxtoo ki kii fekk yow nag wañ ngaa nga baja ca mbàññaxaan nga te mbàññaxaan gi mooy yii déet kon te saale ku teel a am laa man ca am yu njëkk la am dawaa teel a jóg awa ñu jeexal pour dellusiwaat ci li nga xam ne mooy monsieur Niang question bu ñu posé d'ailleurs laaj naa ko mais li mu wax mooy bi ñu demee ba inscrit ci li nga xam ne mooy fichier électoral yi après bi mu génnee nee na dañ ko affiché ay liste provisoire yoo xam ne affiché nañ ko ci préfecture yi affiché ko ci maire yi nee na nag si lañ defee ay spot ci télé yi communiqué wax ni kat na nit ñi dem xooli ji li nga xam ne mooy fichier liste provisoire yi bu ñu demee bu ñu gisee ni am na anomalie am na dara lu jaxasoo ñu dem li nga xam ne mooy police ñu jox leen li nga xam ne mooy ordonnance boobu c'est gratuit doo fay dara nga delloowaat ko ci mairie bi ñu mën a changer li nga xam ne mooy sa carte d'identité parce que nee na mi ngi nekk responsabilité partagée parce que sénégalais peut-être que ñoom loo gis lu ne day am ay erreur am na erreur seen côté mais tamit sénégalais ñoo waroon dem vers l'information pour ñu mën leen changer comme ça après problème bu du amati mais di dellusiwaat di wax ni ñi nga xam ne changer nañ seen bureau de vote yi nee na doo gis ay waxam benn carte d'identité boo xam ne war nga voter bureau 4 ñu def ci bureau 5 nee na tout le temps bu ñu ñëwee dañ ci liste bi peut-être ngay gisee problème bi mais problème boobu c'est parce que en amont demuñu woon ñu modifier leen ko ñi waaw retrait carte yi moom ba kañ lay continuer retrait carte yi ba veille élection bi mën nañ dem pour retirer seen carte d'identité mais ñu inscrire woon ci fichier électoral ñi réer leen nag man ba jamono ji naan des na quelques pièces ñooñu sama xel daa tey si ñoom ñooñu ay client lañu ñooñu ay client yu mag lañu te ñu ngi fii suñu biir waaw suñu biir lañu wax merci beaucoup à Awa Badji tey li ñu indil am na solo loolu ñu ñëw nag si suñu minute électorale balaa may bàyyi Pape Ousmane tàggatoo ak monsieur Niang la première image ñu jot ko rek pour que monsieur Niang mën ñu commenter. Oui, Pape. C'est bon. Voilà, man question bi mu am mooy ci li ñu jukki yëpp ci li nga jàpp ni ñàkk jubari dafa feeñ ci ñenn suñu kilifa yi ma bëggoon nga wax ma ci li ñu jëm te ñay sàkk pour ñu jox leen ak ñi fi bëgg a des ni am na lu ñu tàmbali naka la ñuy def bu fekkee ne dañoo am njiit yoo xamante ni xëy na mënuñoo jubal donte bëgg nañ ko waaye ñu am ay mécanismes yi leen di contraindre pour que ñu jub ci li nga xamante ni mooy li askan wi moom te ñu bokk. xam nga loolu ci askan wi la parce que yow ay joxe sa baat nit ay ñëw ne la maa ngi laaj réew mi boo ma falee danaa def nangam danaa def nangam danaa def nangam danaa def nangam nga fal ko mu def juróomi at juróom-benn at juróom-ñaari at yow na nga seet lam la waxoon ak lam def nga méngale ko. bu méngoo bu la laajee nga joxaat ko waaye boo gisee ne lam la waxoon ak li mu def waroon nañu. bu ko defee nga dem seet keneen. loolu ci askan bi la nekk ci bànqaas yi maanaam ñu am ay bànqaas yoo xam te ne dañ koy teg comme ni ñuy yaree rek suñu kër mooy xale bu xaw a tëri dañ naan tegal nii rek yet fii mu ngi koy gis rek jàpp ni di nga ko dóor amaana sax doo ko dóor waaye loolu dina tax bu naree def naka su dul noonu mu bàyyi ci xel. waaw Sénégal dafa des li ñu naan éducation citoyenne dafa des parti politique yi defatuñu formation mouvement de la société civile yi ñu ngi koy def waaye peut-être kii mais des na. xam nga Sénégal am na lu mat pratiquement 5 millions d'analphabètes analphabète dafa yomba nax dafa yomba manipuler. nangam dañ nit ñi dañ leen a war a yee. dafa am kuréel yu leen war a yee parti politique yi dañoo war a am formation léegi defatuñ ko école parti déggatoo ko. société civile dañoo war a yee ñi ngi def lu ñu mën waaye doyut mais tant que xeet wi yeewuñu déception yooyu du fi jógee. loolu neex mën nga koo diggee. bu ñu la falee boo ñëwee def loolu neex. loolu moo fi te loolu nag citoyen yi rek ñoo ko fi mën a jëlee seen bopp te bala ñu ko fa jëlee dañoo xam. dañoo xam te laaj nga ma question boo xam ne yu rapide bu mënoon a. waaw en quelques secondes rek. da nga ma waxoon ne juróomi candidat nga fi. man day damaa bokkoon ci ndaje mu mag mu ñu naan assise nationale. ñu liggéey pendant 1 an
génne conclusion yoo xam ne ñëpp d'accord nañ ci ne conclusion yu baax la yeneen réew yi sax dañoo ñëw di ko jël si parce que dañoo tàmbali diagnostiquer réew mi pendant 50 ans. waaw réew mi lu ko tax a dox tey dox dem def ay consultation citoyenne te waawoon ko kii nangam fu ne ñu dem nit ñi ku ne wax seen xalaat pendant plus de 8 mois 9 mois ñu boole ko tënk ko def un rapport général def benn kii bu ñu tuddee kii démocratique. charte voilà et cetera. man jàpp naa ni on n'a pas besoin de réinventer la roue. D'accord. di nga li nekk ci assise nationale candidat bu ma gis nga boole ko ci sa programme nga fas yéene assise nationale yi conclusion yi nga def ci li nga mën. ñaa moytul ci campagne bi ñoom ñëpp ñu xëy ne dinañ ko jël en charge. non damay wax nit ñi duñu rek programme yi def nañ ko ba pare képp koo xam ne kii boo xoolee programme da nga ca gis lu gën a bari ci recommandation assise nationale booba candidat war naa ko wóolu waaye wóolu ba du des boo ko falee it na nga topp tànk. jërëjëf merci beaucoup monsieur Mody Niang inspecteur de l'enseignement à la retraite bokk tamit ci société civile nekkoon liggéeykat fële ca OFNAC Père Sala Bigué ñu yeggal ak avis du jour plus. avis du jour plus tey dafa ma monsieur Mody Niang dafa ma inspiré tey ci lu bëri ci ngor fulla fayda jom surtout jom ak ngor. nit boo dindee ci moom koy xas ba ne ko yaa ñàkk jom rek fa la xas yow dafa war a xaru ji. nit boo dee wut di wut te am jom saa boo xëyee takk seen digg di wuti ci gor ni mu war a wutee boo amee ñu ne moom kat war naa am ndax dafa am jom. boo amul ñu ne moom kat amul waaye am na jom muy tagg. te ñaari réew dafa am ci dëkk bi fii yoo xam ne benn bi ñaari bi ci nekk ngor su ne war nga koo wut mu ñett la sax muy jàmm gën xaar yàlla ak mer muus. d'accord boo meree da ngay muus. olof a yàq mer moos la mais olof nee na mer muus la ko tuddee. parce que dañuy yàq baat. mais nit dañuy kan mooy jàmbaar ki mer de sa xelam. xuppu jàmbaar ak naabu ragal ñooyam. ak may ku buggul. mais réew mi dañoo toll foo xam ne léegi xameetuñu kii kii. ku ñëw rek ñu wutal la ay maam ni la yaa fi gën ndax xaalis. te nag judd bu fekkoon moom la ñuy nawee nit sax judd laa la wax de moom la ñuy nawee mbindeef kaña kenn gënu ko rafet judd. kaña bete la carte d'identité nationale la yor am na carte CEDEAO day voté ndeyam kaña la baayam kaña maamam kaña bàjjanam kaña li ko wër lépp kaña la dara raxu ko waaye bu génnee lu wax yat yi di daal jikko kon nañ defar jikko yi. bonne nuit. Merci beaucoup Père Sala Bigué ñagal li am na solo di remercier également toute l'équipe. On se retrouve demain inchallah à la même heure den wax rek ne durant toute la campagne vous aurez TMTC exceptionnellement les samedis. Merci et bonsoir.